Très bien, on se retrouve comme tous les soirs, mercredi 31 janvier 2018, troisième numéro de cette semaine, le rendez-vous incontournable qui se déroule du lundi au vendredi de 17h à 19h. Et comme vous le savez, c'est les meilleurs moments de notre journée. Comme ni ngeen ko xamé, 31 janvier 2018 nak dañuy and ak Mohamed Thiam pour nous présenter toute l'actualité de l'internet. Mais quant à Pape Ousmane, il nous présentera l'actualité politique et sociale. Ce soir, Pape Ousmane reçoit monsieur Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, muy président AIS nak muy association islamique pour servir le soufisme. Ñu nara waxtané lepp li nga xamantene dina jëm bien sûr ci extrémisme violent, réponse et stratégie de l'AIS. Dinañ am tamit gan muy monsieur Amadou Yeri Camara, muy secrétaire général adjoint du SAMES, muy ganu Awa Badji dans 14 millions de problèmes comme ni mu koy défé tous les mercredis bien sûr. Donc Awa Badji ce soir dina waxtané mouvement d'humeur du SAMES, les hôpitaux paralysés parce que xam nañu né jamono ji ni ñu ngi ci grève bo xamantene nak bëgg nañ ci waxtaan ngir xol rek lan lañ ci mëna apporter comme solution parce que tout simplement c'est le Sénégal avec son drapeau. Dañuy and ak tamit Moustapha Gueye dans sa chronique rubrique bi nga xamantene moy sécurité et prévention. Moustapha war a waxtaane lu jëm ci alcool au volant, le verre de trop. Donc loolu la nara waxtaane ci kanam tuuti inchallah dinañ ci and ak Moustapha Gueye. Donc mbokk yi xam ngeen ko ràññee ngeen ko borom pikirement en 2002. Il se nomme tout simplement Malick Niang, muy ndaanaan 15 ans d'expérience avec 2 albums et 5 singles. Mun nañ ko jàppee noonu ndax woyoon na morceau bu tudd Guana, woyoon na morceau bu tudd OCI, woyoon na morceau bu tudd Renaissance africaine, woyoon na morceau bu tudd Fesman ak morceau bi nga xamantene mu ngi ko doon duppee sama réew. Donc moom muy doomu banlieue di doomu réew mi di ko représenter un peu partout à travers le monde parce que on se souvient amoon na benn compétition internationale boo xamantene ñu ngi ko doon def waa UNESCO ñoom ñoo ko doon def. Donc ci événement ci compétition boobu noonu Malick Niang moom moo ko gagné woon. Ñuy fàttaliku ne y avait 28 pays yu ci doon participer mais 3 pays africains la ñu woon mu doon Gabon, Sierra Leone ak Sénégal. Donc yi ci des yëpp ay pays yu jóge ci Occident. Donc moom moo ci nekkoon daanaan bi ba ñu jox ko prix bi nga xamantene mooy prix des droits humains de l'UNESCO. Muy ambassadeur de l'UNESCO te jamono ji nii nag mu ngi waajal événement bu am solo mu di le 2 février 2018 foofu ca Payot ndax anniversaire am lay waajal. Ñu fàttaliku bu baax tamit disque international bi nga xamantene mu ngi koy liggéey. Mais ci loolu li ñuy def mooy dañuy seetaan benn extrait ngir fàttaliku ndax dara yàggul ba ñu war koo mën a fàtte Pape Ousmane. Donc dañuy seetaan benn extrait bu ndaw Pikir ma parce que album bii dafa tudd Pikir ma bii tudd Je vais te marier. Dañuy seetaan Pikir ma te dellu sur ce plateau c'est toujours dans toi-même tu sais.
ku lay pikir ci xol ku lay pikir kay wax ma ku lay pikir ci xol nit ku lay am nga ku lay pikir ci xol kay wax ma ku lay pikir ci xol ah ma pikir nga ne yow ma pikir la ku lay pikir nga ne Très bien, donc gis ngeen quoi, ñu fàttaliku c'était en 2002, 15 ans après ou 16 ans après, gis ngeen il est devenu en tout cas incontournable avec une dimension internationale, mu di Malick Niang, 15 ans d'expérience, muy dem fu ne ci àddina jamono ji nag mu ngi waajal disque international boo xamante ne foofu la ko nar a réaliser mu di Allemagne, donc di leen fàttali parce que la répétition elle est pédagogique, 28 pays ñoom ñoo bokkoon ci compétition internationale boobu nga xamante ne UNESCO moom moo ko tegoon moom moo ko gagné moom moo waral ñu jox ko prix bi nga xamante ne mooy prix des droits humains de l'UNESCO. Amoon na fa waa Gabon, amoon na fa waa Sierra Leone, moom moo doon représenté Sénégal, waa France a ñëwoon foofu, waa États-Unis, waa Angola ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen, donc loolu noonu yëpp dañ ko koy sargalee. Laata nag muy ñëw ci morceau yu am solo faaw ma laaj ki nga xamante ne moom mooy Amadou Yeri Camara, yow kan moo lay pikiir Amadou. waaw morceau bi nag moom dafa reetaanlu trop. waaw mais yow kan moo lay pikiir. pikiir ma pikiir. maa ngi ñaan yàlla ñu bañu pikiir. déet am na ku lay pikiir déet en pleine forme ñu bañu pikiir vraiment. beneen pikiir bi ngeen di wax nag moom. yaakaaruma mu ñëw fi pour wax loolu. boobu moom dama leen di bàyyi ngeen épilogué. déedéet mais wax ñu rek pikiiru faj lañ xam. donc may leen ñu rek ñu wax ci pikiir moom. pikiiru mbëggeel nag kan la moom. waaw mbëggeel moom. je pense que capitaine Borom yàlla moo ko def. yàlla. adduna bi lépp amour la. amour nag bu ñuy wax. amour kon da ngay tourner autour du pot ni di ko wëndeelu nii. doo ma ko jox nu mu tudd madame Camara. ne waaw madame Camara nag moom. bu ñu fi taxawee sax moom moo tax. parce que alhamdulilah. foo gis dañ ne derrière un grand homme. non il y a plus de derrière hein. Maintenant c'est à côté. Les dames sont à côté maintenant. Devant chaque médecin il y a une grande dame. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle qui nous permet de faire des gardes. Très bien ñu tax ñu suñu xel dal ba ñu mën a d'accord Pape Ousmane defe naa ne yow ñaare lay pikiir de. kii da lay pikiir ci wàllu bi keneen ki pikiir la ci wàllu bee. Pape Ousmane 1 pour 2 yow noo koy dundee pikiir ñaari pikiir ci benn dosage bi rek. dosage bi waaw dañuy fexe maîtriser dosage bi rek su ko defee du métti. aw ba ji moom bu ma la doon pikiir moom damay jël waaye ku lay pikiir. kenn pikiiru ma. aw dégg moom ma lay pikiir. waaw après ñu wax ci. après ñu wax ci de ah. D'accord Mohamed Thiam moom xam naa ñu koy pikiir bëri na lool machallah. Donc tout de suite sans plus tarder comme vous le savez toi-même tu sais c'est du live, c'est du show, c'est le divertissement intelligent et tout de suite bien sûr nous démarrons avec Malick Niang et son orchestre Pikirma. C'est tout de suite Malick Niang, c'est parti sur scène. Africa to Ghana, Africa to Ghana. Africa to Ghana, Africa to Ghana. Mangi di luti sa kuni man jëmale ci réew Afrika dimbali nappe mooy ñun waa Afrika dañoo war a booloo fexe ak ñi jéem a not suñu réew ndax ci dimbal na ca fekk loxol borom li ma gën a jooyloo yaay mooy métti yu tar bi nga xam ne moom la waa Afrique du Sud déggee ñeew Angola Mozambique Zimbabwe Botswana Zambie Angola Mozambique Zimbabwe Botswana Zambie Angola Mozambique Zimbabwe Botswana Zambie
Iku nekk warta fàttaliku bu jógu Soweto daanaka moo raw talaati ndeer tubaab ya duñu jël nit ñu ñuul ña moom réew ma di leen sàmm mbiti ku yor ay mbay ma ber góor ña ber jigéen ña waruñoo woote te waruñoo bokk ak ñoom jota te ku ñu xam ne dangay bañ nooteel ñu rey la baa ñu fànk la xoolal ma jàmbaar yu mel ni Nelson Mandela Nelson Mandela South Africa nañu fexe ni ni fer Angola, Mozambique, Zimbabwe Botswana, Zambia, Angola, Mozambique, Zimbabwe. Botswana, Zambia, Angola, Mozambique, Zimbabwe. Botswana, Zambia, Angola, Mozambique, Zimbabwe. Botswana, Zambia. Soweto, Lesotho, jaja. Nelson Mandela. Maputo, Soweto, Lesotho, jaja. Nelson Mandela. Maputo, Soweto, Lesotho, jaja. Nelson Mandela. Maputo, Soweto, Lesotho, jaja. Nelson Mandela. Très bien. L'histoire retient, hein, c'est important. C'était en 1985 que Chile Youssou Madjiguène Ndour, la star planétaire, l'empereur, Nelson Mandela. Ce soir, dégg ngeen ko Malick Niang, borom Pikirma, borom Je vais te marier, muy ndaanaan moom tamit après 15 ans d'expérience. Tey moom moo reprendre morceau bi nekk suñu gan ngir ñu waxtaanee carrière am, perspective et puis éventuellement le 2 février muy date bu am solo. Malick yegsil bu ko defee ñu gën a mën a waxtaan yaatal yëf yi di leen fàttali ne ba tey ñu ngi ànd ak monsieur Amadou Yeri Camara muy secrétaire général bu SAMES nag di leen fàttali ne moom nag SAMES moom mooy syndicat des médecins du Sénégal yi nga xamante ne jàll nañ ci acte bi nag li ñu waxoon def nañ ko donc dinañ ko waxtaanee Pape Ousmane Awa Badji Mohamed Thiam et sans oublier bien sûr Moustapha Guèye ngir ñu dellu si waat ci parce que bu médecin yi grévé xanaa loolu mooy bu kenn feebar amu leen droit feebar na ñëpp ne cocc donc ñuy ñaan rek na ñëpp wér c'est important ndax loolu la ñuy ñaan di fàttali tamit ñu ngi ànd ak monsieur Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba muy président AIS nag muy association islamique pour servir le soufisme ñu nar a waxtaanee extrémisme violent réponse et stratégie bu association bi mu di AIS donc loolu yëpp dinañ ci ànd mu gën a leer 14 millions de problèmes xam ngeen ko mu ngi ñëw léegi nii indi ay solutions yu am solo prévention ak sécurité ñu ànd ceeg Moustapha Guèye mu ñëw war a waxtaanee li nga xamante ne mooy alcool
l'alcool au volant maanaam sàngara nga koy ngay naan sàngara ba pare di dawal le verre de trop mooy bi nga xamante ne moom la waa ji di wax non mën naa ko gérer je gère donc loolu doon yëpp dina ci ànd ak Moustapha Gueye tout à l'heure inchallah Malick merci et morceau bi am na solo fàttali mu ñu démb parce que démb moo waral tey te dara yàggul ba ñu war a mën a fàtte. dëgg la. Nix maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. oui vraiment di rafetlu émission bi. gis naa aussi ni ngay promouvoir culture sénégalaise. donc vraiment merci beaucoup encore une fois. c'est la DTV oui merci beaucoup may nuyu aussi ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. di rafetlu bu baax émission bi ni mu demee. di wax sama grand bi rek na ko moom mi ngi wër-wërloo rek. waaw mi ngi wër-wërloo waaw madame moo koy piquer ci xol. ndax fay bi wax na lépp et puis noonu la quoi. waaw ba pare naa chaque médecin devant chaque médecin yaa ko wala madame moo ko solal nii ba mu rafet mu ñëw. maanaam moo ko poudre sax. voilà c'est ça quoi. donc maa ngi kontaan ñëw. ci DTV encore une fois. fii moom vraiment suñu kër la. ñëw ngeen yaatal ñu wax dëgg yàlla. di ñu jàppale bu baax ci li ñuy def. lu tax ma reprendre morceau bi donc actuellement dañu nekk ci benn combat boo xam ne Afrique dafa war a jóg. dafa war a jóg am na liggéey boo xamante ne bu bari mi ngi xaar. africain yëpp nelaw dafa jeex. loolu moo tax boo seetloo spectacle yi may def yëpp même ci biti morceau bi laay commencé. puisque ku wax Mandela wax lu bari ci Afrique. donc automatiquement rek daf lay am lu mu lay delloo en tant qu'africain. absolument loolu moo tax fépp fu ñu dem rek morceau bi la ñuy tijjee quoi. way nga Guana. waaw Guana mooy grande offensive pour la nourriture et l'abondance bi nga xam ne président Wade lancé woon na ko. man dama nekk artiste boo xam ne bii comme li may wax lépp loo xam ne gis naa ko muy projet un président def ko ci Sénégal muy moo gëstu ko xam ne lii baax na. damay indi sama grain de sel. kon xanaa yaa ngi waajal pour PSE bi. plan Sénégal émergent déjà am na lu ma ci liggéey. d'accord puisque Macky depuis que mu falu. ça fait presque 5 ans. macha allah yoo xam ne yi waxuma. defuma mais maa ngi koy observer maa ngi koy may bët. li ma gis nag dajale naa lépp. sotti ko ci album. war ko génne pour jox ko askan wi. inchallah mooy que ne. lu nit waxadi. xam ne président Macky mu ngi jéem mu ngi ñafe te li muy def boolewu ci wax. donc man en tant que artiste engagé. très bien loolu laa gis. te loolu def naa ko ci wéy pour que li mu jot a def aussi nit ñi mën ko jot. gis ko ci image xam ne kat kii kat mu ngi góorgóorlu. woy nga sa réew. woy naa sama réew. ndax amul lu dul suñu réew. moo waral ñuy sol drapeau Sénégal di génn di dem un peu partout dans le monde. pour représenter ko. soo wéetee gorel soo wéetee li ko gorel. da nga xam ne nit ku baax da ngay gore. dëgg la gëmal sa bopp doy loolu li nga am bur yàlla mooy maye. adduna loo fi gis dafay jeex. mais nit day góorgóorlu rek loolu dama ko def pour ñaax sama ndaw day sabab. très bien yàlla dafa bëgg kuy góorgóorlu. booy jéem même soo mënul booy jéem sax da ngay gis ne da ngay réussir. puisque yàlla moo bëgg doomu aadama moo ko teral. donc nit ki à tout moment rek del jéem. donc est-ce que man war naa mën a jéem ci lii Pape Ousmane bëgg ma jéem parce que daf may wax waaye jéemal tak keneen jéemal ma ne ko jéem. gis nga loolu moom jéggi na dayoo di loolu est-ce que jéem la. gis nga boo ko jéemee nag. boo ko jéemee rek fa muy ñëwee sax. kenn du xam nu mu demee. waxuma la naa ko jéem nag mais boo ko jéemee yow. kon yow doo ko jéem yow doo ko jéem. Moustapha Gueye est-ce que yow doo jéem. pour ñaar waaw. ah non teel na. teel na en tout cas di nga ko def. mais teel na mais nii moom yow ci suuf ngay fanaan tey. yow moom tey ci suuf ngay fanaan. xam nga woyoon nañ je vais te marier. je vais te marier en 2005 waaw. waaw ci biir nag live bi am na remix bu ci nekk maa ngi ciy wax ndeke ñaareel moo neex. tey nga aye fii. suba aye fee. nga ne. tey nga naan soow. suba nga naan café Touba. mais man nag xamaguma ci dara. Mbacke loo ci wax loolu ci nekk ñoo ma ko wax. Mbacke yow li muy wax ni dafa am loo ci xam wala. man day loo ci mën a gindi. xam naa ne sooba tey maa ngi déglu waxtaan wi. waaw. waaye ala kulli haal li ma ci xam mooy. nit moom ala kulli haal mënut a ñàkk bëggeel mënu ko ñàkk. déedéet. ci domaine bu mënti doon. bëgg nag bi ci njëkk a jiitu mooy bëgg sa bopp. doomu aadama daa war a bëgg boppam. ba bëggee sa bopp nag da nga bëgg yàlla da nga bëgg yonante bi. da nga bëgg ñu baax waaye da nga bëgg soxna yi nga xam ne moom la yàlla suñu borom subhanahu wa taala booleel. loolu moom kenn wuru ci am complexe. macha allah bëgg soxna yi kenn wuru ci am complexe. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi gën ñëpp moo ñu ko jàngal. moo ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam. d'accord te man maa leen gën ndax maa gën ci samay soxna. kon loolu amul benn complexe bu ci nekk wala nangam soxna yi dañu leen war a topp te bëgg leen te yàlla suñu borom la tax. yërëm leen tamit. d'accord yaakaar naa loolu ngeen bëggoon ñu c'est important dëgg la kay dëgg la. ñaari kër wala benn kër ban moo ci gën a wóor monsieur Camara.
man moom automatiquement ñaari kër laa am. ah très bien. automatiquement kon yow léegi da ngay naan njar fii fee nga naan fa café Touba wala nga naan fa ab kii. maanaam benn bi kenn du ma ko tegal maa koy tegal sama bopp. ah d'accord. waaw parce que man sama soxna ak sama njaboot yëpp Dakar lañ nekk. d'accord mais man maa ngi liggéey Sédhiou. très bien. te sànq bi ngay wax bi ma naan soxna docteur day def sacrifice yu bari. man démb laa fêté sama 14e année de mariage. macha allah. mais maa ngi dund ak sama soxna 3 mois. te 3 mois yooyu laa nekkoon Dakar di def benn formation en échographie donc durée boobu yëpp 14 ans yooyu yëpp maanaam ñu ngi ci àll bi di dem ak ñëw. te loolu nag mooy sacrifice bi nga xam ne docteur yi nga xam ne au fin fond du Sénégal ñu ngi koy def te nguur gi yëgu ko. kon ñun ak yéen daal daanaka loolu moom dafa mel ni benn la parce que ñun tamit en tant que animateur journaliste ah di liggéey c'est pas évident aussi ah des fois soxna si ñu bàyyi ko mu tëdd ñun ñu génn nekk ci waar bi pour bégal askan bi donc mu nekk lu am solo mais defe naa ne li loolu noonu nga wax defe naa ne nguur gi am na lu mu ci yëg li mu ci yëg ak li mu ci yëgul yëpp loolu dinañ ci waxtaan ànd ak Awa Badji ci 14 millions de problèmes ba pare génnee li nga xamante ne moom mooy solution yi ndax loolu la ñuy xaaree li ñuy def mooy dañuy ànd ak Mohamed léegi-léegi ci actualité de l'internet appelé Actubuzz. C'est maintenant. Nous démarrons cette première actualité de l'Internet. Si on se réfère à Seneweb, l'État file un gré à gré de 85,7 milliards aux Français. Ellipse projet, d'après Seneweb. C'est balèze. C'est balèze, hein. 95 milliards précisément, 0,7 Nicolas. Ellipse Project n'est qu'un groupe français qui construction construction d'infrastructures clés en main. Dañuy faral di ko def ñuy waxaat waxu passation de marché diggante Sénégal ak sociétés yi nga xam ne ñoom ñoo jóge bitim réew. Cette fois on parle d'un montant de 95,7 milliards yoo xam ne ñi ngi ko xayma ci dernier trimestre 2017 maanaam ñetti weer yi mujjee ci atum 2017 ci marché yi nga xam ne passé nañ ko ci immatriculation yi nga xam ne moom la ñu enregistré. C'est ce que nous apprend nos confrères de Seneweb. Donc di fësal ni information yooyu xamal na leen ni marché yooyu dañ ko joxe par entente directe donc jaarul ci procédure normale. mu toll ci montant bu toll ci 444,8 milliards de francs CFA. te ci montant boobu noonu 110 milliards de francs yi dafa concerner ay marché de gré à gré maanaam mu toll ci 25% de lépp li nga xam ne ay marché la. mu nekk taux boo xam ne nag dafa concerner surtout ay réalisations ay hôpitaux am na 4 hôpitaux yoo xam ni sax Seneweb cité nañ ko mu ci mel ni hôpital bu Touba bi nga xam ne 300 lits la doon def bu Kédougou 150 lits bu Sédhiou 150 lits ak bu Kaffrine itam 150 lits donc marché yooyu noonu toll ci valeur 95,7 milliards de francs CFA. nguuru Sénégal taamu dénk ko groupe français bi nga xam ne moo tudd Ellipse Projects ñoom nekk benn société d'ingénierie et de conception dañuy def également réalisation de projets d'infrastructure yu mag yooyu lu ci mel ni ay hôpitaux ay marché ak yooyu mais clé en main donc loolu nekk benn information de taille relayée par nos confrères de Seneweb mais qui fait également couler beaucoup d'encre au niveau des réactions des internautes Nicolas. Très bien gré à gré moom mënuñu ko bañ waaye tamit anam ak façon bi nga xamante ne noonu lañ koy doxalee léeg-léeg moom la ñuy ñaawlu. parce que tout simplement dafay bokk ci li nga xamante ne dafay nasaxal suñu développement li ñuy def mooy ànd ak monsieur Amadou Yiri Camara mu joxe ci xalaatam. waaw man li ma la mën a wax rek moom mooy comme nee naa leen Sédhiou laa nekk donc. te li ñuy wax am na ci benn je suis concerné par la construction. hôpital bu 150 lits. bu ñu war a def Sédhiou. maintenant ci détail passation yi du ma ci wax parce que associé wu ma ci woon mais li ma bëgg a wax rek moom mooy loo xam ne askan bi dañ ko soxla. waaw askan bi nag bu soxlaa benn mbir gouvernement bi mën a teg ay tëralin. ñu bëgg nag mooy tëralin yi nekk yi gën a rafet pour que ñu jot ci liñ soxla te duñ ci dépenser lu bari. loolu daal lañ mën a wax mais projet bi en soit tabax hôpitaux yi moom lu baax la. mais joxin bi nag il faut que ñu sellal ko ba nga xam ne. moom la ñuy Sénégal du ci loru. d'accord waaw. Bakke. waaw xam nga corruption moom dafa baaxul ci dara. lépp lu ñu war a jox loo xam ne war nañ ko jox askan. dañoo war a xool nam gën a rafete gën a jaar yoon ñu jox leen ko ndax fekkee dañ koy joxe ci anam boo xam ne maanaam double facturation lay doon. te loo xam ne bu ñu ko defee tey jii mën naa indil waxumal dara waaye Sénégal yi seen jëm bopp pour ñu fay ko ëllëg sax problème lay doon ci ñoom loolu tamit beneen problème lay indi. kon moo tax corruption moom ala kulli hal diine da koo xeex mbaax xeex ko aada xeex ko lépp xeex ko kon daal ñi ngi ñaan lépp lu ñuy def rek. nañ ko teg ca anam ya gën a maandu anam ya gën a jaar yoon bu defee daal dana nekkaat njariñ ci askan waaye liggéeyal nit ay yu mbir ba pare ëllëg bu ñu ko defee métti ci moom
Très bien. On nous parle d'un marché gré à gré d'une valeur de 95,7 milliards de nos francs CFA. Pendant ce temps, mu ngi am SAMES bi mu ngi grève indi ay jafe-jafe wàllum école bi tamit gis nañ ne am na ay jafe-jafe. Donc aujourd'hui en commentaire naka ngay appréhender projet bu toll nii c'est vrai que ñu ngi tabax loo xamante ne pour askan bi la mais anam bi xëy na la ñuy ñaawlu. Oui, mais il faut comprendre aussi que le marché gré à gré en soi n'est pas illégal. Non, c'est encadré par la loi, bien sûr. code marché, procédure et tout. Ouais. Bon, il y a une condition, 3, il faut accepter le marché gré à gré. Mais il faut comprendre que ni nguur gi dañ nekk ci logique gu bilan. Xam nga construction clé main à main. Ni ñu ko waxee sax clé en main. mais ana ban kuy tabax réew ku soxlawul loolu mooy ne yaa ngi jëm ci ay échéances yàggatul soxla nga sa bilan quand même lii figuré ci mooy hôpitaux yi ñuy tabax ku nekk ci logique boobu nga am possibilité marché gré à gré yoo xam ne c'est encadré par la loi en soi gisuma ci benn illégalité sauf que am na beneen partie boo xam te ne quand même moom la ñuy tudd sànq mooy bu demee ba corruption am nañu ko defee noo xam ne dafay rey la concurrence boobu baaxul parce qu'il faudrait pas que quand même suñu entreprise yi nga xam ne dañuy soumissionner ci yenn commande publique yi au moins ñu am seen part de marché mën di liggéey mais aussi tamit bu ñu fàtte ne ci soumission yi tamit dafa am ay critères bu ñu jël ay entreprise ñu jël koo xam ne dañuy wóor ni boo ko joxee travaux li clause yi nekk ci contrat bi yëpp mënu ko amul sax matériel amul jumtukaay quand même il faudrait quand même expérimenté wu na tamit waaw mooy expertise bi ci war moom laa la wax moo tax ma ne la c'est encadré par la loi ci yenn fànn am na ci yenn maanaam yenn projet yu mag yoo xam ne dafa laaj jumtukaay yi ngay utiliser maanaam yi ngay soxla dañ ko breveté mooy yi nga xamante ne ñi ko créé uniquement ñoo am possibilité boobu soit buñ ko autorisé nit ñu utiliser buñ ko autorisé ñoom rek ñoo am possibilité exécuter ko yu mel noonu xam nga mu doon benn nga soxla ko quand même bu doon 10 entreprises ñoo soumissionné ça veut dire que mënoo leen jël c'est exclusif de Awa Badji waaw comme ni Passemane wax léegi dafa nekk ay marché yoo xam ne à chaque fois ñii nii nekk fii société yi nekk fii nii dañuy wax ni ñoom liñ leen laajoon pour ñu joxe nañ ko wala liñ leen santoon def nañ ko mais tout le temps bu ñuy jël ñii di tabax dañuy jël ay étranger mu nekk nag loo xam ne nguur yi dañ ci war a di bàyyi xel parce que boo demee nar a dem di uti ji feneen nga dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk sa dëkk dafay yokk suñu développement parce que ñoom chaque fois dañuy wax ni conditions yi ñu laaj jox nañ ko mais le pourquoi bu ñu marché bi paree ñu dem jëli ji ñeneen loolu war nañ ko mën a xoolaat ndax di dimbali entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. Très bien Mohamed, on parle de projet est-ce que ñoom ñan ñooy ñooñu est-ce que ñoom am nañu expertise bi est-ce que am nañu xarañte wu mën a gagner marché bu toll ci anam boobu noonu et puis éventuellement est-ce que li ñuy xaar dinañ ko mën a mëtale. Ce sont les grandes interrogations. Tu as bien fait de poser les questions. Parce que tey jii loolu mooy andi coowu ñu tudd corruption ci passation de marché yooyu. Parce que bu ñu defee appel. ñi nga xam ni dañuy ñëw soumissionner yëpp dafa am ay critères yoo xam ni ci lañ leen di teg. am cahier de charge bu ñu teg. tey jii dafay am ñenn ñuy répondre aux critères ñenn ñuy dul répondre aux critères en fonction de ça ñu classé xool kan moo arrivé en premier ñu jox la ko. Maintenant su ñu demee ba nga xam ni dafay am gré à gré boo xam ni effectivement gré à gré dans une certaine mesure ça peut être légal. Mais su fekkee dëppoowul ak on a une ARMP on a une agence de régulation des marchés publics qui est là. tegu dafa nekk organe boo xam ni dañ ko fi teg pour muy saytu wàllum passation de marché yooyu. surtout ci ordre public bi. Donc tey jii expertise locale bi. cité nañ ko parce que effectivement bu fekkee amuñu ko fii ñun expertise locale bu mën a répondre à ces critères recherchés nous sommes obligés de faire appel aux sociétés étrangères mais loolu également dafa nekk benn détail boo xam ne il faut que ñu xool dans la profondeur est-ce qu'il n'y a pas un aspect corruption également. Très bien merci beaucoup ñu jàll ba tey ci actualité de l'internet Actubuzz ba tey ñu référé wu ci Seneweb administrateur Sénéporno je veux assainir le Sénégal d'après administrateur bi dégg nga li mu wax de. Ouais, mu nekk quand même benn information boo xam ni ça a créé énormément de réactions xam nga affaire Sénéporno ñi ngi ci doon wax fan yi yëpp démb rek maa ngi ciy wax avec la commission de protection des données personnelles ñi nga xam ni ñi ngi doon saisir le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne pour que ñu bloquer site bi au Sénégal donc Kocc Barma moom la liggéey faral di ko woowee c'est un sénégalo-canadien donc moom moo accordé woon benn entretien ak les Échos suñu ay confrères yu les Échos di xamal ni moom il veut assainir le Sénégal à travers li nga xam ni moom lay def via le site Sénéporno alors
On peut même lire une partie de ses propos. Je ne pense pas trop aux conséquences. Je pense beaucoup plus à satisfaire mes centaines de milliers de followers. Et plus, ma philosophie, c'est que mieux vaut sacrifier ces quelques personnes qui ont déjà gâté leur vie. Hein, c'est quelques personnes qui ont déjà gâté leur vie et sauvé des milliers d'autres, car à cause de Kocc Barma, personne n'ose plus faire ce genre de vidéo. Donc nous jàngat ci waxam boobu que ni moom dafay joxe benn exemple pour ñi nga xam ni defaguñ ko. ñu bàyyi xam ne lii moo leen si mën a fekk. Mais paradoxe amna parce que avant muy wax lolu wax na ni mom benn préoccupation bi mu am moy satisfaire clientèle am moy c'est-à-dire les centaines de milliers de personnes yi nga xamni dañuy follow sitam boobu ba légui donc mu nek quand même lo xamni ça vient à son heure puisqu'on parle quand même de questions de mœurs boobu ba légui ñu koy wax ci société bi. Très bien ñu ngi wax né invité nañu premier ministre ngir mu bloquer li nga xamantene mom moy Séné Porno et que derrière dañu gis né sénégalais liñ koy sétane dafa bëri parce que mom Kocc Barma mu ñu xamlé sax ci adresse IP yi buy xool vu ni mu toll day gis ne adresse IP yi 75% yi fii lay jógee ci Sénégal. waaw mais Séné Porno dafa intéresse sénégalais yi. parce que dafa lay intéressé. dafa intéresse sénégalais yi parce que boo xoolee audience yi muy am tey jii bu benn vidéo duggee Séné Porno à la minute qui suit mais ñëpp am nañ ko seen téléphone. ce qui veut dire que ce qu'il fait ça intéresse les sénégalais maintenant am na benn côté bu positif parce que tout simplement léegi ku ci laata def vidéo di nga xalaat ni vidéo bi mën na atterrir sur Séné Porno. maa la wax loolu. donc am na benn tuuti réticence boo xamante dina ko indi ci nit ñi. mais lii Mouhamed Thiam wax aussi laay kii rek laay rejoindre parce que moom tamit il est plus intéressé par les follows les vues et tout ça que par l'aspect éducatif. mais problème bi du Kocc Barma en tant que tel problème bi sénégalais la parce que ñoom ñooy gën a consulter Séné Porno donc ñoom ñooy gën a def son succès. c'est un problème de comportement. mais justement. d'accord c'est un problème de comportement. très bien Mbacké Balla est-ce que tey seen association bi di association islamique pour servir le soufisme ndax xeet yu mel ni bokk na ci ay priorité am. wax dëgg yàlla site bi ngeen di wax maa ngi ko njëkk a déggee ci benn enquête boo xam ne du ma tudd tur wi. ci benn police boo xam ne demoon nañu fa ci liggéey bi ñuy liggéey nga xam ne dañuy xeex lu mel ni wàllu extrémisme ma dégg leen ñuy wax maanaam site bu mel nii man li sa gars yi ñaar ñuy wax benn côté du ma ci d'accord ci ndax da ngeen commentaire ci lii waa ji ne Sénégal yi ñoo da leen intéressé déedéet intéressé wu leen Sénégal dañ kumpa da ngeen di jaawale loolu intéressé ak loolu dañ kumpa waaye Mbacké boo xamee ne fii dañ ne lii Séné Porno la tudd d'accord mais dañ kumpa gi la Sénégal jimba moo dañ kumpa fi ñu toll boo defoon benn article boo xam lu baax ngay wax kenn boo titré lu baax kenn du ko xool waaye bu titré lu sawaan dañ koy xool moo tax gis nga sax da ngay gis YouTube wala xeet di mel noonu gars yi buy titré dara dañuy titré lu ñàng lu doy waar pour bëgg gars yi gis boo duggee bi doo ci gis dara Sénégalais moo dañ kumpa mais intéressé wu leen léegi nag li ci nekkaat muy mu ne dafa bëgg a setal déedéet léegi yow boobu fekkee da nga bëgg setal aw pénc ba pare loraale ci ay askan ay njaboot ñoo xam ne tey ji dugal nañ seen i affaire maanaam tey ji seen njaboot yàqu nañ buñ màggee ñooñu defuñu dara benn bakkaar nga dugal seen baay dugal seen yaay dugal seen nijaay dugal seen lépp ci site bi mel noonu ñoom bu ñu màgg fan lañu nekk ci askan wi première yàq nga ki nga njëkk a dugal maanaam filmam yàq nga dundam mais ak njabootam yàq nga leen askanam yàq nga leen kon nit booy bale wala nga bëgg def lu baax bu sukkandiku ci ay doomu aadama sacrifier leen pour def lu baax déedéet ñoom xaalis lañu wut loolu nag ñi ngi toog fii ñu toog di woo état du Sénégal ministre de l'intérieur ni mu wax nañ def ay loi yoo xam ne loolu site boobu dañ ko tëj ndax bokkut ak AD Sénégal AD waxuma la may ñëw lislaam rek AD Sénégal sax xamul moom ndax dañoo xam kersa am na yoo xam kenn waru ko wane kenn waru koo gis doomu aadama yi nag faaw ñu def ay rëcc yi képp ku bëgg a taxaw ne dama koy setal mënoo ko setal ndax yow mi koy wax la yaa njëkk taq ndax ku jël ay film def ab site di ko génne yow yaa njëkk tilim ñëpp wax dëgg d'accord très bien jërëjëf Mbacké Balla ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci li nga xamante ne jot nga ko fi yëkkati ñu àndoon ci ak Mohamed Thiam ci actualité de l'internet appelé Actubuzz ñu amoon ñaari yoo xamante ne jot nañ ko fay waxtaane jëm ci l'État file un gré à gré de 95,7 milliards de francs CFA aux Français Ellipse projet ñu àndoon ak Sénégal administrateur Séné Porno je veux assainir le Sénégal nous rentrons dans le vif du sujet Pape Ousmane extrémisme violent réponse et stratégie de l'AIS muy association islamique pour servir le soufisme ndax mën nga ñoo wax li ngeen jóg pour xeex ñi lay seetaan ñu xam lan la li waaw jërëjëf Pape Ousmane gannaaw ba si daal julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay nuyu bu baax di amaan mbégte di ñëwaat ci plateau bi nga xam ne Sénégal yëpp koy seetaan actuellement nii jërëjëf muy Touba muy Tivaouane muy Kaolack muy diaspora ñëpp ay seetaan TMTC ngir li ngeen di wane maanaam solo sim am ak waxtu ngeen ko wane ak ni koy présenté ak ni ngeen koy defee loolu moom tey jii heure bu jotee ñëpp nga koy sant kon ñu ngi leen sant wax di leen gërëm bi mooy suñu deuxième fois ñu fi ñëw jërëjëf Mbacké AIS mooy association islamique pour servir le soufisme dafa taxaw ngir xeex extrémisme religieux moom lay xeex
Pa Ousmane menace bi nga xam ne tey Afrique am nañ ko nekkatul guerre civile nekkatul pétrole nekkatul wàllu politique mais diine lañ am actuellement muy menace ndax li koy waral mooy boo demee Nigéria Boko Haram nga fa boo demee diggante frontière Niger jàpp Cameroun gis nga attentat yi nga dégg ci église yi ci jàkka yi xeet du mel noonu ñi nga xam ne ay lobby lañu woon nga xam ne bëgguñu Afrique avancé bëgguñu Afrique dem yoon seen mujj nañ fa dugg ci mbir mi di suuxat ñenn ñi gannaaw bi ñu leen exploité ci seen xalaat yu doy waar ndax dañuy wax ne li ñu mën tuddee lobby yi nga xam ñoo nekk lu yëngu ñoo ko yëngal ci àdduna bi nga xam ñoom ñoo bëgg a dominer àdduna bi niñ ko xamee rek ñooñu dañuy wax ne duñ créé dara dañuy fekk lu tuuti lu mel ne étincelle lu ndaw ñu jël ko exploité ko def ko ak daay léegi bu ñu fi fekk lu mel noonu mënuñu ko exploité moo tax Sénégal dëgg la daa nga gis ne Casamance am na fi leneen am na fi waaye tubaab jéem nañu yëngal réew mi ba tey ngir bëgg fi indi guerre civile mais mësuñu ko man ngir lan moo ko waral muy Sénégal yi xam nañ ñoo ñan xam nañ liñ doon xam nañ réew mi ñi fi tëdd mooy lan moo tax kenn mësu leen mën a jaxase mais ñi ngeen di mais waaw aywa ñëwal maanaam ñi ngeen di xeex ndax identifier ngeen leen ba xam ñoom façon bi ñuy defee ndax mën nga ñu wax ñoom façon bi ñuy liggéeyee pour ñu mën a comprendre yéen nan ngeen taxee pour baare loolu. effectivement moo tax dama doon accès ci diine ñoom ci diine la ñuy jaare ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàmmaar lool ci l'islam la ñuy jaare ci diine la ñuy jaare ëppal ca extrémisme bi ñu ko wax mooy ku ëppal ci xalaat ku ëppal ci pratique loolu la ñuy wax tudde ma excessive koo xam ne dafa ëppal ci li muy def ëppal yi mën nañoo xam ci naka ci ay kaddu la wala ci ay jëfin la wala ci ay waxin la ëppal yi fi mu toll Sénégal dañoo toll ci kaddu lañ todd ci wax ci ay parole lañ todd ndax bu ñu demee ba réew mu tel ne réew mu Sénégal Serigne Touba nekk fii Sidi Hadji Malick Sy nekk Maam Abdoulaye Niass Alaaji Ibrahima ak ñaari doom yi maanaam Serigne Bou Kounta Ndiaye si amul futi taal Cheikh Ahmed Tidiane Chérif am fi ak njaboot gu mat sëkk ñu dem a dem ba ay xale yoo xam ci réew mi lañ juddoo ñoo xam ne tey ji am na ñoo xam seen i baay sax murit lañ wala tijaan wala xaadir lañ mais ëppal maanaam tatarruf mooy extrémisme bu nekk ci ñoom boo xam ne sol nañ ko ci ñoom ci njàngale mu ñu jàngal ci école ñu dem a dem ba ñi ragaltuñ dara amatuñ kersa osé lool ñime lool taxaw mën a yëkkati kaddu yu mel noonu di ko teg ci Serigne Touba wala di ko teg ci Sidi Hadji Malick wala Serigne Babacar Serigne Fallou wala ba ci sax gis nga fan yi passé Serigne Sidi Al Mokhtar Mbacké yàlla ko yàlla doon leer jóge fii ak liggéey bu rafet bi mu liggéey ci biir réew mi di Sénégal boole tarix yi ñëpp ànd nekk benn nga gis dëj bi Touba teewoon kenn desut xalif général da ñëw xalif général yëpp a ñëw Touba ngir lan nekkoon puso bu daan ñëw dajale julli ñëpp bëgg duma dégg murid wala xaadir wala tijaan chrétiens yi sax da leen dañ ko daan seet si mu yaatale ndax Sénégal loolu lañu ko mas a xam saltige chrétien atay yi ñëpp ñoo bokk réew mi di dund ci jàmm ak salaam kenn mënu fi génn kenn te jàmm ak salaam lañu mas a nekk léegi nag bu ñu demee ba ay ndaw yoo xam ne ay Sénégal lañ maanaam dëkk ci réew mi maanaam ñu importer leen indi leen xalaat yu doy waar yoo xam ne ci réewi naar lañ ko xamoon te fi ñu te actuellement réewi naar ña nga reyante ndax ñoom bi ñu tollee ci kaddu def kaddu kenn déggu leen dañoo jug maanaam def ay attentat di rey loolu moo fa am léegi mar d'Italie kon ñaanuñu yàlla suñu réew mi di Sénégal bu ñu demee ba ay xale yu ndaw nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne kenn boleku leen kenn defu leen lenn comme ni nga xam ne Chine boo fa demee dañoo bloqué lu mel ne yenn ci site yi dañ ko bloqué ndax bëgguñ seen réew jàmm boo demee Arabie dañ ko bloqué xëy na pays occidentaux yi nga xam ne ñoom dañoo wax démocratie dañuy woote moo tax sonal na leen Amérique bloqué wuñ dara moo tax dañuy sonn guddeeg ba ca France bloqué wuñ dara mais fu mel ne réew mi Sénégal bokkut ak France bokkut ak Amérique bokkut ak feneen normalement bu fekkee kilifa diine yu mag yu mel dañ fa nekk ñuy première institution man loolu lay wax ndax ki réew ku jaaxle ci réew mi ci ñoom ngay daw dellu moo tax ma laaj la ndax jot ngeen leen identifier ñu xam ndax ñooñu ñu ngi wéyal ay njàng la ay école lañu yor wala dañu am ay organisation ndax ñu sakkan lañ ñu ndaw lañ dañ bëggoon nga wax ñu ñan la pour que ñii seetaan mën a xam ne que ñii ay wahabis lañ li ñuy tuddee xam nga l'islam dafa am ñetti école yu fi nekk ñetti école yoo xam mooy école li ñu mën tuddee chiite mooy Iran jëm noonu école wahabisme mooy jóge Arabie Saoudi dugg ci réewi naar yi nga xam na faa dugg ngir pétrole ngir alal wahabisme ba mu créé yooyu yàggul daanaka ay 35 yooyu la créé pétrole bi ñëwee ay 60 yooyu la Arabie Saoudi daal di am xaalisam nag am léppam tàmbale maanaam ubbi ay école am ubbi fépp mën doon ñoom ñoo gën a wisaare li ñu mën tuddee extrémisme boobu léegi mu des beneen école muy tasawuf muy soufisme moom la waa Sénégal dund boo gisee islam actuellement nii ñaari écoles yi muy siit ak sunnit te muy tudde as salafiya muy tudde as salaf wala ñu ko tudde wahabisme ñoom ñooy xeex guddeeg bëccëg mais boo gisee tasawuf musula bokk ci mbir mooy ni Sëñ Tuubaa dund Alaaji Maalik doon ko dundee ñooñu nag ñi ci biir réew mi di ay doomi Sénégal identifié ne xam nañ leen bër ñi nga xam ne dañ fay ubbi ay école di njàngale mel noonu état xam na leen ñun xam nañ leen ñëpp xam nañ leen ñi nga xam tamit dañoo dem ba ëppal ñu ay ndaw nekk ci réseaux sociaux yi ubbi ay compte YouTube li gën a garaaw compte YouTube la ñu ubbi maanaam jël photo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif jël keneen monté ko wax ci lu doy waar loolu garaaw la ci réew mi Sénégal jël Sëñ Tuubaa monté ko wax ci lu doy waar loolu garaaw a garaaw loo xam mën naa gën civil tey ji bu doon réew yoo xam ne amuñu ak dal comme Sénégal ni ñu amee ak dal am sérénité nga xam ne am nañ kilifteef wallahi bu doon yeneen réew ma tàkk na bu yàgg wala yas bi lee kon nag ndimbal na ci fekkee ko loxo borom na état taxaw Mohamed ci kaw extrémisme boobu sax dañuy seetlu ni
ci esprit la ñuy tàmbalee dafa c'est-à-dire dañuy ñëw ñoom agir ci conscience surtout jeunesse bi am nuñ ko désorienté pour que ñuy dem ci extrémisme boobu bu yàggul dara gis nañ fi nguuru Sénégal accueillir na benn sommet ci wàllu boobu bi ñuy joxe tontu yi nga xam ni loolu la l'islam joxe les réponses doctrinales de l'islam face à l'extrémisme violent maanaam li nga xam ni noonu la ñu formaté image bi donc yéen tey jii seen association bi ci yenn jéego ak ci yan anam ngeen xalaat ni mën ngeen taxawee noonu pour que à la base maanaam esprit bi nga xam ni ñoom ci la ñuy dugg pour désorienter ko ba installer fa extrémisme boobu si yan anam ngeen di jaar pour mën a jërëjëf AIS 2015 la taxawoon gis nga bi ñu njëkkee taxawal 2015 dañoo def benn caravane ci 2016 bi caravane nationale de prière pour la paix et la sécurité au Sénégal ñu bëggoon a xamal na sensibiliser leen bala leen seen arme warut a nekk violence warut a nekk terrorisme mais dafa war a nekk la prière mooy yor seen kurus wala seen kaamil di ñaan ni ko Sëñ Tuubaa doon def. loolu la ñuy woowee armée sans arme. effectivement d'accord loolu sensibiliser 2015 wër nañ Sénégal gépp boo duggee YouTube lépp da nga fekk discours yu normal yoo xam ne dañ leen wax ne lu leen metti ak lu ñu leen mën a wax bu leen ko fayee violence mais jël leen prière muy seen kii ndax prière boo ko defee dool dal leen léegi nag bi ñu jógee ci loolu dañoo xam ne ñi nga xam ne dañuy radicaliser xale yi ak ñi nga xam ne dañuy indi extrémisme ci biir ndaw ñi duñ jaar ci télé yi duñ jaar ci rajo ndax ñii muñu faa jaar léegi fan lañu jaar via réseaux sociaux réseaux sociaux yi fa la ñuy jaar boo gisee son yi ngi dégg yëpp réseaux sociaux yi lay jaar mooy ay groupe WhatsApp ubbi ko xam nga ne groupe WhatsApp boo xam day def 256 personnes nga dajale fa 256 ay jeunes di leen radicaliser loolu état normalement bu fekkoon ne xëy na liggéey bu mat sëkk ci côté boobu war nañoo fa identifier groupe bu ne bu fekkee ne dañoo gis ne dañuy tasaare extrémisme ñooy jàpp ka créé daat koy jàpp ñun nag AIS bi nga xamee ne ñun xam nañ ne réew mi di Sénégal Sëñ Tuubaa fi la tëdd Alxaaji Maalik Maam Abdoulaye Niass fi lañu tëdd ñu xam ne réew mi président fi mënta doon da ngay dem bàyyi ñu fi da ngay sa àndaanaa day jeex ñu xam ne ñun amuñu lu suñu jàkke yi bu dee chrétien amul lu ñu seen église yi te gis nañ ne extrémisme moom bi nga xam mooy indi terrorisme xamatul église xamatul jàkka moom fu mu dugg da koy faagagal gis nga Égypte des fois ñu dugg ci ay église ray leen des fois dugg ci ay jàkka ñu ne kon nañ fexe ba maanaam ni ñu ko mën a def ay poste bu ñu ko fekk mën nañu ko mën a def wala site yooyu nañ fexe ba AIS exploité ko moo tax fi mu actuellement ni ma ne am nañ 200 groupes WhatsApp yoo xam ne actuellement ñoo koy gérer depuis daaw ren am na xale yoo xam ne wallahi bu ñu ko mayoon ñu dugal audio yi ñoo xam ne ci sensibilisation bi ñu leen di sensibiliser pour wane ne leen fa ngeen jëm du foofa ñii nga xam ne ñu ngi leen indil extrémisme di leen ko wax ci ndax ñoom seen mbir neex naa xàmmee gis nga képp waaraate ji diine jërut yuuxu waarate diine dërul gëdd waarate diine dërul menace dërul tëkkoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkoon noonu la doon defee l'islam tey kenn du ci dugg moo tax suñu borom subhanahu da ko xas xool ci alxuraan bi jàng mu ne ko bu fekkoon da ngaa nekk ku tar ay wax da ngaa nekk koo xam ne kanam da nga koy ñëggal da ngaa nekk koo xam boo waxee nit ñi tiit kon kenn du la wër kon kuy fekk muy waaraat di taral di dal ci ko ay mbokk jullitam di leen def naa nga xam ne kooku mi ngi tudd mi ngi dund maanaam dafay ñàkk li nga xamante ne moom mooy pédagogie bi waaw dañ ñàkk pédagogie la ñu amut ndax yàlla mu jëkk wax woote leen bu ngeen wootee ci yàlla def leen ko ci xikma ci pédagogie bu mat sëkk ak waaraate bu rafet léegi nag ñun AIS foofu lañu dugg ci réseaux sociaux yi actuellement nii maanaam depuis daaw ak ren liñ retourné ci ay xale yoo xam ne kenn mën la wax na la mel loolu moo tax yàlla dimbil nañu actuellement nii xëy na duñ bàyyandiku nag waaye yàlla dimbil nañu ba xale yu bare yoo xam ne ñi ngi leen doon war a yóbbu ñoo xam ne tey ji bu ñu leen bàyyi Mali lañ jëm ñu bu ñu leen bàyyi Nigéria lañ jëm ñi bu ñu leen bàyyi dem nañ bokk xaram alias billahi taala ñoo ñëpp yàlla dimbil nañu ci réseaux sociaux yi bañ xamaat ñooy lan bi ci dolliwaat tamit ñu fexe nañ ba xale yi xam seen patrimoine sufi bi nga xam ne Sidi Hadj Malick moo la dund Sëñ Tuubaa moo la dund bu Kunta Njaasaan moom la ñu dund fexe nañ ba ndaw ñi léegi xam nañ ko wér xam ne l'islam sufi mooy l'islam paix et tolérance mooy l'islam boo xam ne du la yóbbu ci violence da la yóbbu ci souplesse da la yóbbu ci nooy ay kàddu da la yóbbu ci am yërmande donte nit ki bokku leen gis nga bàyyi koo gis nam loolu yàlla dimbali ñu actuellement alhamdulilah rabbil alamin. Très bien monsieur Camara vous en pensez quoi ban jàngat nga ci am ci li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee jëm ci extrémisme violent bi. mais dama gërëm rek sëriñ bi. parce que yaakaar nañ ne ci njàngale yi waxoon nañ ne jihaad jeex na ci àdduna bi. effectivement jihaad bi des mooy jihaadu nafsu. jihaad sa bakken. waaye lii ay signe la pour wane ne axiru zaman lañu nekk muy mujjum jamono. waaw mën nañ ko wax mais tamit nee nañ mën nañ wax ne tous dañuy ay vendeurs de sommeil lañ te dañuy dox ci désarroi jeunes yi ak ñàkk bi parce que boo xoolee par exemple les terroristes yi jóge ay France ak yooyu xaleel banlieue yi la ñii def nañ prison ci biir prison lañ leen di endoctriner maanaam dañoo bëgg benn repère boo ñëwee ñu def leen amir ne leen yéen léegi yaay amir bi nga commencé di jiite nga nekk kilifa alors que nag yow jaay drogue nga doon def loolu la maanaam du ñu jël daal koo xam ne dëgër na dañuy jël koo xam ne psychologie am daa xaw a oyof ñu endoctriner la jëm la yàq mais Sénégal xamul lool te nag loolu tamit surveillance la jàng la laaj
D'accord. réseaux sociaux yi parce que am na ay réseaux sociaux yu mel ni ay Telegram mën nga envoyer ay messages. Tout à fait. kenn du ko xam. Bien sûr. mais loolu. je pense que police. C'est un nouveau réseau social. bu ko bëggee surveiller dina ko def. te loolu war nañ ci def. pour mun a am ay traçabilité. Voilà. Bien sûr Pikirma ngay porteur de voix tey li ñuy wax ni mu jëm ci li nga xamante ne yéen dafay bokk ci seen ay textes pour ngeen mën a sensibiliser wax ak askan bi parce que di ngeen di voyager un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui lan moo war a nekk yéen seen stratégie pour yooyu noonu amaanaka mu mun a wàcc suuf. waaw di remercier bu baax sëñ bi Mbacké ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ma di ko dolli tuuti rek ne ko liggéey bi ñu nekk nii sama xalaat bu gàtt laaj na ñu collaborer ñu mel ni ak ministre de l'intérieur parce que liggéey bu am solo la ñuy def ça fait que bu ñu collaborer ñoom fi ñu mën a yem fa ñooñu mën a yegg ci wàllu xereñ ak surveillance xëy na ñoom mënuñu ko. ci wàllu ay information et tout donc war nañ mën a dem rencontrer ñooñu. collaborer ak ñoom. parce que li muy xeex nii. wax dëgg yàlla pour askanu Sénégal yépp la. li ma xam ci affaire terrorisme nag mooy boo ko seetloo ba ci biir daal am na leneen lu nekk ci gannaaw. parce que l'islam diine mbaax la. l'islam diine jàmm la. loo jàpp ne moom moo war a mën a nekk ci ginnaaw lan nga jàpp ne moom moo ko comme yàqkat yi rek. yàqkat yi nag mën nga leen tuddee nu nekk. mais daal adduna bi moom moo toll foo xamante ne fii dafay bëgg a toj. ba bari na ci ñoo xam ne seen cible dafay nekk réew yi nga xamante ne bii sans borom dimbale na leen ba ñu ngi stable. Sénégal on touche du bois mais buñ juddoo ba tey. ak ci suñuy maam ba tey ñu yàlla mi ñuy may ñu am stable. macha allah donc dañuy bokk ci cible yi. pour jéem a fexe ba déstabiliser ñu tuuti. yëngal ñu tuuti voilà léegi nag pexe bu ñu mën a utiliser rek danañ ko def. d'accord donc nag ñu mel nii. jóg. pour di dogaan loolu. war ngeen mën a collaborer ak état. très bien bu ko defee ñu accompagner leen. mais sëriñ bi tamit ci wàllu wi dañu wax ni. am na ci ñi nga xam ne dañoo jàngi woon. mokkal lool téere bi. dégg arab kàllaama bi. am fasaaxa. maanaam mënan di convaincre nit ñi jàngi woon ñëw. mu mel ni comme dañuy gis ni ay école ñoo daje. comme ñoo xam te ni fi lañ jàngee ay doomu daara lañ. ñu mel ni kër yu mel ni comme Seydi Hadj Malick Cheikh Ahmadou Bamba formé leen ñu nampata leen ba ñu màgg. mu mel ni école yooyu ñoo dem ba daje am na ñuy gis ni bu ñu bëggee xeex mbir yi faw ñu yegg ci ñooñu ñuy woowee ay docteur jàngee moo xam Caire wala Égypte yu mel noonu. est-ce que kon bu fekkee ni foofu la ñuy taxaw. mooy ni xeex bi gën a profond maanaam mbiru xam-xam la. mbiru ñu xarañ lañ. ñu am intelligence. mën di convaincre xale yi. ba ñuy ànd ci loolu. boobaa it est-ce que arme bi du doon ñu war a intelligent comme ñoom di dund ci suuf yi war a mën a taxaw pour rek wan leen ne yoon. dëgg la Fa Ousmane li nga wax dafa am solo trop. ndax mbir mi tamit ñi koy def en général di laver cerveau xale yi ci xam-xam lañ koy jéem a jaare mooy ñooñu nga wax ne xam dañoo jàngi woon Touba wala jàngi Tivaouane wala jàngi Kaolack ñu may leen bourse ñu jëm ci réewi naar yi jàngi. dañ demee comme sénégalais ñu ci bari dañu bëgg xaalis. Sénégal gis na politique bi sax ku ci jox xaalis mu bàyyi partem ko ci jox xaalis mën naa bàyyi ndey mën naa bàyyi bàyyam am na ci ñu bari ñoo xam ne xaalis bi ñuy jëlee ci réewi naar yi moo leen yóbbu tey ñu bàyyi Serigne Touba bàyyi Sidi Hadj Malick bàyyi ma Abdoulaye Niass ndax am na ñoo xam bu ñuy jógee ci réewi naar dañ ko def si seen tayef wala. non bëgg xaalis. ba fàtte ne xaalis mën naa def loolu doomu aadama am na ñoo xam ñu ngi sacrifier seen doom ngir xaalis léegi nag boo ragul yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla dañ lay jox xaalis nga ñëw wéyal doctrine wahhabisme di ñu wax ñooñu am nañu bind ay téere téere yooyu nag nga xam ne moom lañ bind en arabe Sénégal diine arabe lañ koy jànge en général dañuy ciblé ñi nga xam ne ñu ngi commencé jug jàng diine ci wàllu arabe moo xam ñu nekk Touba wala Tivaouane wala ba ci yenn école yi moo tax tamit pour ñu bëgg koo xeex li suñu mbokk mi wax na dëgg faw collaboration daa am ci ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoo jut état yi mais est-ce que yéexunoo jug parce que am nañ ci ñoo xam dem nañ ba samp ay jàkka am seeni imam yoo xam dañ leen di fayal seen dañ leen di fay sax imam yi ñooy prêcher ñooy nekk ci jàkka yi ñooy waxi ñi fay teew c'est-à-dire dem nañ ba dafa mel ni dem nañ ba mat seen place toog moo tax ma ragal ni est-ce que tamit suufi yi demuñu ba yéex ci taxawaay bii nii ba mbir yi mel lu ëpp lu leen ëpp loxo maanaam dëgg la yéex xëy na ak yéexte am na ci benn côté boo xoolee ndax ñun bi ñu ñëw AES 2015 gisuñu woon terrain bi kenn ku fi nekk ñun daa mel ne booy xool ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk ay max la ñoon max xam nga max loo xam day nekk ci bant bois di ko lekk te doo ko gis nga gis bois bi rafet loolu nga jékki-jékki toog mu daanu wala bunt bi daanu ñoom noonu lañ meloon alias billahi taala mais ñun ñoo ñëw en tant que AES ñoo xam dafa boole tarix yi nekk Sénégal yëpp di ay ndaw ñoo xam ne ay jàngkat lañ ay gëstukat lañ xam nañ diine loolu docteur yi nga wax lañ jàng ñun dañoo jàng loolu pare jàng la nekk ci ginnaaw ndax tamit ñoom formation lañ am rek université boo xam ne Arabie Saoudite lay nekk wala fenn bu amee programme ne lii ngay jàng
bu la ko tegalee boo ko ci jàngee ba yéy téere itam da nga jàpp ne xam nga lépp mais fekk na am na lu des ci ginnaaw loolu nag ñun bu ñu ñëwee en tant que ñoo xam ne xam nañ loo xam ne nekk na ci ginnaaw fexe nañ ba def ay débat scientifique yoo xam ne groupe WhatsApp fu mu mënti doon def nañ ko fexe ba ndaw ñi nga xam ne sax doon nañ jàng ba am benn niveau bi deltuwaat nañ ginnaaw xam ne liñ leen bëggoon a gëmloo du loolu léegi nag ak yeexte am na ci dëgg la yeexte am na ci waaye nag dara tardé gud ndax dañuy wax ne bu ñu xamee bu ñu xamee maanaam góom boo xamee la koy faj ak lu mu wuli warees na ko mën a faj léegi kon lan moo ci nekk mooy état du Sénégal pour mu bañ Sénégal ëllëg mu mel ne Mali wala mu mel ne Nigeria wala mu mel ne feneen comme xam nañ ne léegi am na lu yëngal réew mi mooy ay xale yoo xam ne ñii ngay wax ñu jàngoon Arabie Saoudite di ay docteur ak ñeneen ñoo leen endoctriné ñoo leen lavé seen i cerveau ba nga xam ne tey ñi mën nañoo taxaw publiquement yéen am nga ñu leen ci jote identifié ba am seen i tur xam fi ñu nekk am seen école loolu lépp police ak ci li ñu yëngu loolu lépp police mi jël na numéro jël na lépp am na yoo xam police commencé woon nañ leen woo ndax tamit dafa metti ndax damay wax ne Serigne Touba dafa am gannaaw bu diine gannaaw bu ay taalibe jàll dafa am ak njaboot Sidi Hadj Malick dafa am ak njaboot tey ji damay wax ne bu dul woon ak ñi leen topp nga xam ne ay taalibe lañ topp leen ci diine rek tey ji kuñ saagoon sa baay wala ñu saaga sa maam boo demee police dañ koy jàpp rawat na koo xam ne dafa ñëw indi stabilité bi réew mi ci diine. Très bien ci li ñuy waxtaan nii man dama bëggoon rek juste ñu delluwaat ci dara parce que dafa mel ni ne yëfi ay école la. ay école la waaw léegi nag école yi boo xoolee par exemple fii boo xoolee catholique am na ñoo xamante ne ay catholique lañu am ñoo xam ne ay protestant lañu ñu ay d'accord te ñoom ñëpp ñoo bokk gëm ki nga xamante ne mooy Yeesu Christa. Effectivement donc ci anam boobu noonu est-ce que ak état wu laïque bi nga xamante ne moom la ñu nekk est-ce que ministre de l'intérieur dina ci mën a intervenir d'autant plus que ci état wu laïque boobu noonu dañuy war a mën a tëddee ñax parce que interprétation yi nga xam dafa am solo parce que ku nekk ak ni muy interpréter ni ñu koy internet te lu mel noonu est-ce que tamit taxaw ni dañ leen di tere ñoom ni ñu déggee diine di ko dundee ndax du empiéter ñoom liberté d'expression bi ñu am ak tamit te ku ci ne ñu war laa bàyyi ci sa liberté nga mën a gis c'est-à-dire intelligence bi ñu war a yóbbu ñu mën a dissocier mbir yi lan la war a doon mais bàyyi leen xel ne liberté sa liberté dañuy wax ne mi ngi jam fi tàmbale effectivement loolu mooy liberté aggul ci ngay xas nit ak di ko saaga loolu amul benn diine bu ko jagle xanaa nag wax dëgg yàlla du ngeen ne diine l'islam ni mu maandoo ak ni mu selle da ngeen fekk ñu yow dégg nga audio yi nit ñaa ngi ko partagé ci réseaux sociaux yi di saaga di tudd nit loolu du dégguñu diine loolu moo indi terrorisme ci àdduna bi actuellement nii loolu du liberté du démocratie du laïcité ndax état laïque bu fekkee dañuy wax fi ñu leen nekk état laïque normalement ñun ndax mas ngaa dégg saltige buy xas ab jullit ndax mas ngaa dégg jullit di xas saltige mosu am mais dañu leen bàyyi kenn ku ne gëm li nga gëm kon bu ñu waxee état laïque lañ nekk nañ fexe ba murid bi li mu gëm tijaan bi li mu gëm xaadir bi li mu gëm nga bàyyi ko ci waaye heure boo bëggee ñëw ne ko li nga gëm di saaga ab sëriñam léegi nekkatuñ état laïque léegi fan lañ nekkoon mooy maanaam ñu violence ñu indi violence te loolu mën na indi wala yeesu billahi taala révolte te mën na révolte jàmm du amat wala yeesu billahi taala très bien Mohamed léegi ci kaw loolu nag bu ñu tollee foofu comme que da ngeen a yéex a jóg sentir nga ko parce que 2015 quand même bu ñu ko comparé ak bi nga xamee ni 3 ans d'existence anti-religion yàgg na depuis antichristianisme la conquête de l'Église musu ko mel nag moom ni mu mel nii voilà mais dafa ramper quand même am fu mu jaar ba egsi fii te xam nga mi ngi mel ni feebar ci yaramu doomu aadama dafay développé wu nànk-nànk mais am na niveau boo xam ne bu fa xasee ba egg nga koy soog a yëg daanaka dafay jafe trop pour nga mën kaa xeex donc tey jii comme que violence bi extrémisme ñu ngi gis ni mi ngi jóge lu bëri ci yenn pays yu wër Sénégal ci sous-région ouest africaine bi lu ci mel ni Nigéria Mali et cetera ndax laajul seeni ay activités yéen AIS ngeen génnee ko mu dem ci frontières yooyu ngeen commencé xeexee mbir bi foofu maanaam au lieu que ñuy xaar muy jóge foofu violence bi di ñëw di macha allah maa ngi nuyu passage sax Bakary Samb mu yor institut Toubouctou macha allah tabarak gis nga fan yi passé doon na fi def benn forum bu ñu doon def fii ci benn hôtel à Palace maanaam ministre bi yor wàllu religion bi nekk ci Mali ñëwoon na bañ daje fa biñ dajee bi ñu waxata présenté ba jot ko wax ay mbir dane dama bëgg Sénégal ngeen jox ma seen exemple ni ngeen dundee ci jàmm yéen waa Sénégal fexe ba li ñu mën a tuddee terrorisme sonalugu leen ñun li ñu sonal mooy extrémisme moo ñu sonal actuellement te wóorul extrémisme mooy yóbbu nit ci mu jël arme wala mu jël maanaam ngànnaay mu ne est-ce que am na njëriñ d'accord Pape Ousmane forum yooyu est-ce que am na njëriñ forum yooyu kay am na njëriñ ndax li tax mu am njëriñ mooy des fois nit ki ñëw dana ci mën a dégg loo xam ne lu bees loo xam ne bu demee mën na ko jàll mu des nag ñu gën ko wéyal ci média yi gën ko def lu mel noonu xëy na peut-être loolu dana ci mën a jur njëriñ daal très bien jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñu àndoon ak Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba muy président AIS nag di association islamique pour servir le soufisme ñu nekk di waxtaanee extrémisme violent réponse et stratégique bu association bi ban taxawaay lañ ci taxawee ay lan mooy seeni ay pexe ngir yooyu noonu yëpp mën a dakk donc ci noonu nag dañuy ànd ak 14 millions de problèmes mu di Awa Badji dans sa chronique comme tous les mercredis mu ànd seek monsieur Amadou Yeri Camara secrétaire général adjoint du SAMES ngir ñu waxtaanee mouvement d'humeur du SAMES les hôpitaux paralysés c'est tout de suite dans 14 millions de problèmes.
j'espère que waxtaan bi dinañ ci jëlee solution bi comme ni ñu koy tàmm di defee tous les mercredis. effectivement Nicolas chaque jour lu ñëwut rek mooy di satisfaire ñi nga xam ne muy population bi di xool problème yi te di jéem a indi ay solution tey nag ñu gis ni fan yi ñu génn mouvement yi bëri na ci secteur yu bëri muy wàllum éducation du wàllum comme wàllum santé ak yeneen yi ni mel mais waa ñi nga xam ne mooy waa SAMES décrété grève 72 heures mais tey jii nii grève bi lan moo ko sabab grève bi lan moo tax ñu mu am ak constat bi nga xam ne def nañ ko ci hôpitaux yi dañuy seetaan élément bi dellusiwaat fii. hôpital Abass Ndao ak hôpital général bu Grand Yoff yu ci bëri ci couloir yi doo fa gis nit ñi feebar ñi nga xam ne dañoo amoon rendez-vous dañ ko toxal ba file ki ay fan li ni mel di firndeel ni que grève bi topp nañ ko bu baax ci hôpital yi le service minimum rek la ñuy def. service mel ni réanimation xam nga mënta bokk ci grève bi am na service mel ni urgence yi tamit mun ci bokk maternité accouchement yi foog ñu continuer di leen def. fii hôpital général de Grand Yoff moom vraiment grève bi respecté nañ ko. waaw médecin yeeg chirurgien dentiste ak pharmacien yi bokk ci syndicat bi yëpp kenn liggéey si bokk na ci li tax a jóg grève bi mooy ñàkk dëggal accord yi nga xam ne jot nañ ko xaatim ak nguur gi te suñu sukkandikoo ci syndicat autonome des médecins du Sénégal yooyu lay accord méttiwul nguur gi mën na ko saafaraal. médecin yi ñoo gën a néew par rapport ak seen niveau liñ leen di fay loolu ba léegi ñun ñu ngi xaar pour ñoom ñu jubbanti ko dañu ñaan pour que ñun médecins yi déjà médecins yi doyuñu pour que ñu relever âge de la retraite. xam nga santé loolu gouvernement moo ko assuré droit la boo xamante ne garanti par la constitution nga xam ne gouvernement moo ko assuré ñoom ñoo war a jël seen responsabilité par rapport ak li nit ñi di ñaxtu. mu doon grève boo xam ne indi na jafe-jafe ñi feebar suñu sukkandikoo ci ku góor ki jot na nguur gi respecté accord yi mu jot a xaatim ndaxte wér-gu-yaram bokk na ci secteur yi gën a am solo te it amul njëkk. nekk mag ñëw fii di faju ñëw ba fii. fekk ñu geraw tamaan ni yëguma ci dara daal dañ leen war a woo waaw ñu wax ak ñoom daal suñ mënta def lépp sax ñu def moitié bi daal geraw c'est vraiment c'est emmerdant. bu fekkee nguur gi deful dara médecins yi ñoom fas yéene nañ indi yeneen i plan d'action mën na see bokk sax centraliser urgence yi. hôpitaux yaa ngi dox tant bien que mal bu fekkente ni amuñu réaction danañu dem nag ba. loolu moom sax ci boppam sax dootuñu ko def. di tëj benn urgence yi centraliser ko ci benn hôpital région bu nekk ñu xool ban hôpital mooy gérer urgence yi ba xam lan la gouvernement bi di def. ci diiru ñetti fan médecin wu Sénégal yi ñoomee dinañ amal lu dul service minimum ci këru docteur yi mu doon moyen boo xam ne ñoom dinañ ko jël ngir fësal seen maire nguur gi rax si dool yi ñu mën a jëfal accord yi nga xam ne jot nañ ko xaatim mu doon ab xeex boo xam ne blouse blanche yi fas yéene nañ ko wëyal ba am lu ñu bëgg. Grève encore ñu ànd ceeg les médecins sont en grève pour 2 jours depuis démb ba tey ci loolu la ñu nekk SAMES muy syndicat des médecins du Sénégal ñu passé acte bi démb ba tey mu nekk ci jiixi jaaxa léegi nii dégg nañu kenn ci kilifa yi muy wax ne rek waroon nañ ko mën a yëgle wala bokk ñu xool ni ñuy def ba en tout cas population yi bañ cee gaañu parce que nit dina feebar dem ci hôpitaux yi du fekk fa médecin bu ko mën a faj. mu nekk lu métti loo xam ne. ñi nga xam ne ñi ngi dem ci hôpitaux yi war a faju ñu ngi koy ñaawlu mais di laaj monsieur Camara ne ko ndax tey ñoom fii ni nga xam ne réew mi toll na fi est-ce que yéen médecins yi war ngeen di dem grève ba nga xam ne da ngeen di xañ ñi feebar war a mën a dem faju ju bu ñu demee duñ fa fekk kenn ku leen war a mën a faj. jërëjëf soxna Awa ñu ngi nuyu sunu kilifa yi ñi nga xam ne kilifa la ci yoonu murid mi ak sama mbokku banlieue bi sëñ Malick remercier leen yéen ñëpp seen plateau. dama leen di fàttali rek ngeen xool seen élément bi gis ngeen ñu doon wax ce sont des pères de famille des mères de famille ay nit ñu responsable lañ donc ñooñu dañu dem jàng présent pour nekk ay docteur nekk ay spécialiste ñooñu li leen di tax a bàyyi seen liggéey du caaxaan waaye nag Sénégal dañu fal caaxaan suufeel li am solo parce que am na toog nañ fi at yu bari duñu grève waaye lan lañu seetlu toppatoo nañ secteur yëpp fàtte santé parce que ñun rusoon nañ di génn di grève di wax sunu salaire moom la ñuy amoon nañ kersa boobu waaye dañ dem ba nga xam ne ñu ngi lor sunu ay njaboot am na ay fonctionnaires ñun ñu ngi bokk ci hiérarchie A1 spécial maanaam ci hiérarchie ñoo gën a plafonné maanaam boo génnee professeur d'université sax ëpp lu luñ ñu jàng mais am na ay ñoo xam ne fonctionnaire yu nekk même hiérarchie
kii soog a génn mën na fay ñeenti yoon docteur dégg ngeen mbirum indemnité de logement yéen ñëpp xam ngeen ne docteur day garde xam ngeen ne docteur day def permanence docteur yi fan la ñu dëkk Sénégal gàddaay ak ginnaaw Dakar doo gis benn docteur bu dëkk Dakar à moins que mu nekk locataire et waxuma nag ñuy soog a génn ñu def ay 20 ans de service parce que rusoon nañ amoon nañ kersa bi mais fi ñu toll nii ñu ngi lor sunu ay njaboot parce que Sénégal ñan lañ toppatoo mooy ñi nga xam ne amul offre privée mooy ñan mooy sécurité mooy justice ñooñu nga nekk politicien di nga fa jaar par force di nga leen soxla mais ñun mën nga jël sa avion dem feneen ba beneen dëkk moo tax toppatoo wuñ santé bi moo tax bu ñu leen wanoon suñu bulletin de salaire bi ñu ko wanee premier ministre bi dafa ne ah il faut régler ça c'est ça le problème mais nag chaque jour réglé ñun bu ñu demee suñu doom yi dañu nekk ay jardin d'enfants ñun dañuy am tabaski dañuy am ay soxla mais bu ñu demee foofu duñu ne la docteur nga dañ lay wax fayal moo tax nag ñu defoon ay série de grève ba nga xam ne 2014 ñu am ay xaatim yoo xam ne def nañ ko mooy accord bi laa indi nii c'est écrit lu ma leen wax fii dañ ko bind mars 2014 la woon ñu sérieux ko ay problème bi benn bi problème recrutement dans la fonction publique wax naa leen ni bu dee enseignant bi wala beneen fonctionnaire bi dina génn à 22 25 ans ñun en 32 ans la ñuy génn te à partir de 35 ans dootuñu la titulariser dans la fonction publique maanaam dootoo nekk fonctionnaire non fonctionnaire ngay nekk ñu ne loolu dañu bëggoon ñu dindi ko bu loolu weesoo ñu ne ñun xam nañ ne suñu jàng bi du ñu yëkkati lu diis xam-xam jàngu xam-xam lañ te bu doon tubaab maanaam ñu ngi jégalu si sëñ bi dañ naan la vin se bonifie avec l'âge docteur c'est la même chose nu mu gën a amee expérience boo demee Canada boo demee urgence yéen ñëpp dem ngeen urgence ñaan ngeen fay gis docteurs yi gën a jeune parce que mag ñi duñ leen toppatoo dañuy dem defi leneen loolu nag dañ moo taxoon defi leneen bi mooy lan mooy xarimat non du xarimat mooy lan dañuy dem jël seen expérience yóbbu ko fële te bu ñu sacrifié ba sonn mën nañ dem beneen dëkk parce que mënoo sacrifié wu ba sacrifier sa àdduna yëpp am na âge boo xam ne boo fa tooglaw wax dëgg yàlla il faut que nga xam ne da nga am njaboot il faut nga toppatoo leen moo taxoon nag ñu demandé sax ñu relever âge de la retraite pour que ñu retenir ñooñu nga xam ne bu ñu gënee liggéey à 65 ans te loolu premier ministre neewoon na d'accord na ci mais li ñu jaaxal dañu génn réunion bi mu mel ni ku ko fàtte loolu tamit ci caractéristique gouvernement Sénégal la dañuy wax tey ci ëllëg sa ñu mel ni ku fàtte bu loolu weesoo comme si manque de considération là en quelque sorte maanaam manque de considération la te tamit on en a que pour la politique on en a que pour la politique et ñi nga xam ne ay pouvoir lañ ñi nga xam ne daal mën nañu wàññi seen loxo mais ñun puisque ci askan bi la ñuy liggéeyal ñun amuñu solo waaw ñun noonu lañ ko jàppee parce que boo signé pendant 4 ans accord respecté woo ko 2017 ak ministre Eva Marie Coll Seck ñu commencé di négocier mu ne ñu léegi gouvernement bi xam nañ ne fi ngeen toll mais may leen ñu ndéggandiku ñu jéem ko régler ñu toog 2017 bi yépp def ñu grève ñu bind préavis de grève jox leen ko weer bi passé ñu toog ba weer ba mu jeex 1 mois après le préavis après le dépôt ñu soog ñu woo maanaam bi ñu waree grève ci ëllëg sa lañ ñu soog a woo naan ñu bàyyi leen grève bi loolu bu doon yéen est-ce que di ngeen ko nangu est-ce que gouvernement bu sérieux dina def loolu te teguñu dara ci sunu loxo maanaam dossier yi nga xam ne sax maanaam boo nekkee spécialiste bi leen di woo dañ leen woo ci ban anam lañ leen defee proposition boobu dañ ñu woo négociation jël point bi ne ñu léegi waxoon nañ leen ne dañuy def lii dinañ ci waxtaan ak premier ministre bi loolu waxoon nañ ñu ko de mët na 4 ans mët na 3 ans signé woon nañ ko defuñu ko ñu ñëw waxaat ñu la même chose ne ñu waaw retraite à 65 ans puisque premier ministre bi waxoon na ko waaw wax d'accord nañ dinañ ci waxaat ak moom waaw léegi pour indemnité yi je cite mën naa leen ko jox après ngeen bien sûr dañ ne étude bi ministère de la fonction publique di def pour xool système de rémunération bi bu dee dafa wane ne docteurs yi li ñu leen fay dañ leen tooñ même bu ñu leen bu ko étude bi wanewul dinañ def benn commission pour yokk seen payoor parce que ñun xam nañ ne seen payoor doyul loolu dañ ko bind dinaa leen ko jox après ngeen lire ko d'accord loolu lépp defuñu ci dara ñu ñëw di ñu digaat am na sax benn ci point yi am na benn boo xam ne dañ ne woon docteur bi soog a génn jàng na 12 ans
kooku wax dëgg yàlla amul temps épargne pour mu installer wu rapidement ni ko yeneen fonctionnaire de la hiérarchie amee nañ ko jox benn prêt 1 million prêt équipement da koy fay dem nañ négociation benn ministre bu ma dul tudd indi benn chèque ne ñu waaw d'accord nañ mu ngi nii dinañ leen ko fay amul problème d'accord mais chèque boobu ba léegi 1 an mu ngi nii amul benn médecin boo xam ne jot na ci indemnité yi maanaam daal xam nga woor wàcc am na wax wàcc am na waaw mais fii moom wax waxeet wax wàcc loolu la ñu seetlu ci gouvernement bi. d'accord waaw ñu gis ne instant bi décrété ngeen 72 heures de grève depuis démb ba tey yéen a ngi koy commencé mais instant bi boo demee ci hôpitaux yi nit ñi duñu yëg lu xew da ngay xëy dem rek ñu ne tey liggéey dañu grève ngeen ne service minimum kese ngeen di offrir maanaam mooy lan. waaw service minimum nag mooy ñi nga xam ne dañ leen hospitaliser dinañ continuer seen faj di leen faj. ñi nga xam ne tamit ak urgence dañu ñëw urgence dinañ leen faj. waaye tamit ku ne da nga ñëw peut-être da nga amul DTV doo seetaan DTV wala doo seetaan yeneen télé yi fi nekk. mais yaakaar nañ ne seen organe sax nekkoon na ci conférence de presse bi. très bien bi nga xam ne annoncé woon nañ ne bu ñu deful dara ci fin du mois bi dinañ génn donc ñun wax dëgg yàlla avertir nañ te nag ki leen tooñ du ñun yëglu nañ ku yëglu ñeenti at kenn faalewu la nga tegaat ci weer kenn faalewu la. maanaam kan nga war a ki nga xam ne article 1er de la constitution moom moo war a garantir maanaam système sanitaire bi la santé droit la boo xam ne constitution bi da ko war a garantir waaw mais nag dañu ñàkkal fayda docteurs yi te nag li ma leen di ñaan ngeen dem seet fan la généraux yi dëkk fan la autorité administrative yi dëkk ngeen dem xool seen logement yi def leen ay études mën nañ ne ñun dans la santé ñun ñooy généraux yi ñoo nekk ci kaw mais ñun dañu bëgg a traité ci ñi nga xam ne ñoo gën a tuuti hiérarchie loolu duñ ko nangu bi ñu bëggee ne coup d'état du am maanaam que jugement yi dina baax dañ xam ne ñi nga xam ne ñooy ŋànk secteur yooyu dañ leen di mettre ci ay conditions yu baax def leen enquête bi rek ngeen dem xool fañ dëkk ñooñu ñëpp kenn dëkku ci kunuun kenn dëkku ci gàddaay kenn dëkku ci kii ñëw di liggéey si fii parce que tamit ay choix la ñun dañu choisir nekk ay cadre suñu morom yi bi ñuy liggéey à 20 ans ñu ne non ñun dañuy dem jàng léegi nag bu ñu paree il faut que ñu fayu cadre dootuñu ko nangooti ñu ñuy ñëw di ñu jox ay cold ba pare naan ñu waaw léegi da ngeen di liggéeyal yàlla ñun ñëpp yàlla la ñuy liggéeyal te xam nañ ne même li ñuy fay nu mu tuuti waaw ñun comme du ma répéter li ñu def ci gox-goxaan yi mais fu ñu dem nit ñi xam nañ lañ fa liggéey. très bien en tout cas mu nekk ñaari ponk yoo xamante ne dafa soxal réew Pape Ousmane mu jëm ci éducation ak li nga xamante ne moom mooy wàllum santé ndax bu nit wéree ci lay am jotu dem jàngi wala dem liggéeyi wala dem seeti ay mbokk yooyu noonu yëpp mu nekk ñaari yoo xamante ne dafay soxe ci mim réew foo ci laal rek sëñ mi Mbàkke am na loo ciy fekk loo xamante ne nit ñi ñoo ngi koy kaas donc aujourd'hui lan nga jàpp ne que ne loolu la ñu suñu gouvernement yi war a mën a organiser wu mettre ko en place ba nga xamante ne wàllum éducation bi ak wàllum santé bi dootu dinañu wax leneen waaye lu jëm ci wàllum soxe ak wàllum grève ko dootu ko ci wax. jërëjëf bokk na ji gën a tardel Afrique mooy ñaar yi nga xam nañ ko mu ëpp solo ci société buy dox moo koy doxal bi ci njëkk mooy am njàng ci topp mooy wér-gu-yaram lii nga xam ne docteur toog na sama wet di ko wax sa yaram day daw ndax ñoom ñii nga xam ne ñooy faj nit ñi ku jaaxle sa bëñ buy métti rek sa xel day dem ci ñoom waxuma la ak yeneen nag yi gën a màgg ci wàllu xeeti feebar yi nga xam am na tey ci àdduna bi am na tey ci biir Sénégal yoo xam ne laaj na lu ne nga xam ne ñoom ñii la ca askanu yaakaar ñoom la ci ñëpp yaakaar ba pare ñu bëgg leen a sàggane ak li mu wax ci yeneen koor yi nga xam ne nekk na fi nañ leen yëkkatee ci kaw ak fañ leen teg te ñooñu ku ca jaaxle tey jii xëy na ni mu ko wax dëgg la am na ñoo xam mën nañ ko ba France dañuy faju jee waaw ñooñu ko xam mën nañ ko dëgg-dëgg man muy autorité wala borom xaalis yooyu bu gaa yi xeex sax seen noonu du ci nekk ndax ñoom jàpp nañ ne fu seen bëñ métier war ne wala ñu dem Maroc wala ñu dem France waaye askan nañu lay lor am na ñoo xam mënuñu ko d'accord kon ñoom ñoo yor institution yi nag war nañoo fexe jàppale ñii médecins yi jàppale leen ndax médecine dafa nekk lu fort lu am solo suñu champs bi Bakk daan wax ne dafa capital ci réew suñu champs bi daan wax ne benn métier bu ma ko doon tànn ci àdduna war koo def gannaaw ba nga xam ne alxuraan ak jàngale ko médecine lay doone ndax médecine da cee nekk da ngay jaamu yàlla maanaam defar askan defar société defar lépp lu mën doon daanaka médecine rek nga koy fekk ci loolu ndax wér-gu-yaram mooy lépp avant vraiment ma ne ko la santé n'a pas de prix Pape Ousmane en 30 secondes pour une question oui bon xëy na peut-être laaj ko jusqu'où la ñu fas yéene mener seen mouvement d'humeur yi pour nguur gi mën a taxaw ci seen est-ce que déjà sax am ngeen yaakaar d'autant plus que depuis 2014 la woon mars 2014 ñu ngi ci 4 ans déjà
chaque fois ñu leen di wax waaw dinañ ko def est-ce que am ngeen ci yaakaar bu fekkee amu leen ci yaakaar ba fan ngeen fas yéene yegg ak seen mouvement d'humeur. Merci Pape Ousmane li ma bëgg a wax rek ne mooy bii ba comme ni ko wax ni ñu koy waxee rek ça passe ou ça casse. parce que maanaam dañoo sës la ñu def. xam nga lan moom mooy sës bi mooy ni ngeen ko waxee wax nañ 4 ans mais gisuñu ñoo xam ne ñu ngi ñuy wax waxu kilifa di sàmm seen kàddu. mais ça passe ou ça casse bi dañ ci war a déggee ni jaral na leen ngeen ko ne weñ loxo askan wi pour nguur gi. du loxo askan bi ki wañ seen loxo mooy nguur gi nga xam ne ñu ngi koy wax ñëwal toppatool ñii moom mu ne ñii intéressé wuñ ma santé intéressé wu ma santé Sénégal intéressé wu ma. xam ngeen lu tax ñuy wax grève docteur ñaari fan parce que ñu ngi toppatoo urgence yi parce que ñuy hospitalisé mais bu ñu toogee ne ku nekk demal toog sa kër parce que grève loolu lay signifier ah beneen secteur bu grévé gis ngeen ñi mbalit mi bi ñuy grévé dañu toog seen kër. gis ngeen mbalit def seen serment yi. serment mais lan la ñuy wax serment d'Hippocrate serment d'Hippocrate moom mooy dañ la liggéeyal en fonction des moyens. Si on ne te donne pas les moyens de travailler, tu ne dois pas travailler. Parce que maladie, nous avons xel bu dal pour liggéey. Mais man nga war nga dag à droite nga dag à gauche, nit ki gañu. Loolu lañu wara xol. Ñi mettre en danger population bi moy ñi sagané docteur yi. Te ñoñu buñu jaaroon fiñu jaar dinañ xam docteur li muy jaar. ak docteur lan lay jariñ ci solution la mooy rôle am d'accord Nicolas léegi yaa ngi doon wax ni li nga xam ne mooy éducation ak santé dafa am lu am solo ci biim réew ba tax na ñoom ñi nga xam ne ñooy waa SAMENS dañoo lëkkaloo ak waa CUSEMS nekk cadre unitaire des enseignants yéen ci booloo boobu ngeen bëgg a booloo santé ak éducation lan moo si seen objectif suñu objectif mooy dañu seetlu ne négligé bi moo koy wax santé la ak éducation te santé ñaar ñooñu bu ñu demul benn société boo gisee nit ñi di tëflit ci mbedd mi wala ñuy gaanuwaay ci mbedd mi wala nit ñi toog ba si yàgg rek daanu c'est parce que éducation bi dafa sooxe parce que école yi duñu consulter malade yi d'accord duñu consulter élèves yi maanaam ñaari secteurs yooyu ñoom ñooy defar àdduna c'est pas defar ay usines ay Thaïlande ay les BRICS yëpp bu ñu bëggee développer d'accord éducation santé nit ki bu amee njàng nekk en forme mën na produire bu ko amul nag ku ko comprendre parce que ñun dañu amoon beaucoup d'espoir bi ñu amee un scientifique parce que ay waxkat lañ amoon ay voilà secteur communication ñoo daan nekk président ñu am un scientifique mu ñëw deful mieux que les autres waaw donc vraiment ñun dañ koy déplorer te nag li ma doon wax pour est-ce que jàppoon ne que ne ci année sociale bi ñuy wax nii yu bëri dina war a mën a saafara non ñun moom il faut mu saafara d'accord parce que ñun on n'est pas des cas sociaux très bien année sociale bi ay mbirum politique la d'accord mais aussi dañuy wax aussi il faut faire la politique de ses moyens et avoir les moyens de sa politique mënoo wax ne gratuité partout pour politique alors que doo fay structure yi loolu li gën a sonal structure yi la d'accord donc loolu il faut que ñu xam ko te prochaine étape bi mooy centraliser les urgences lay wax ni centraliser les urgences moom mooy bàyyi ko mu daaneel foofu s'il vous plaît centraliser les urgences mooy bu ñu nekkee Dakar dañuy xool benn wala ñaari hôpital ne ku am urgence demal foofu waaw du urgence zéro parce que bëgguñ ko def actuellement mais il faut pas nous pousser à bout. Très bien. Merci beaucoup monsieur Amadou Yeri Camara, secrétaire général adjoint du SAMES mu nekkoon ganu Awa Badji dans 14 millions de problèmes ñu doon waxtaanee lépp li nga xamante ne jëm na ci mouvement d'humeur du SAMES les hôpitaux paralysés di leen fàttali ne rek war nañ koo mën a bàyyi xel bu baax lu jëm ci éducation ak lu jëm ci wàllum santé ci mim réew waxuma Afrique sax waaye ci mim réew ndax foo ci laal rek am na ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi koy fekk ay revendications donc ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ñu gën a mën a def ay concertation yu am solo yoo xam ne dina am ci lu mu terminé ba ñoom ñu mun see gis seen bopp parce que ñoom it ci biir hôpitaux yi dañu am soxla bu baax a baax ci population yi donc ci noonu nag on se donne rendez-vous tout de suite après cette page de pub parce que dañuy dalal beneen daanaan boo xamante ne am na lu mu xewlu lu mag ca Théâtre National Daniel Sorano kookoy Malem Mbaye daf ñu war rejoindre sur ce plateau toujours dans Toi-même tu sais tout de suite après cette page de pub. Chocolat
safal lu neex la lu saf la lu neex li lan leen indil iblis kadi li tomate kadi doore da koy safal lu saf sa neex a ngi lii mooy kadi ñun jigéen ñi taamu nañ ko kadi tamaat kadi doore safal sa cin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndug soo bëggee dégg sa jëkkër yow dee ko kadi du gaale ko indi mooy safal sa cin kadi tamaat kadi doore neexal sa kër kadi rek sa cin saf sel te wóor xanaa neex dama ne Saloum yëngooti na nag te la ko yëngal jarul laaj de Ngoyane central la nu wax Saloum Saloum moom la nu woote de ñu fas yéene rek ka dellooti buum sa mboy mboy ga fotat baaraam yi nag ka jali xalam ñu yëkkati bàkkum Ngoyane lépp nag ngir sargal dara jaal gor si jàmbaari PSE gi sàll ngaari lam tooro borom PSE borom PUDC waa Saloum nee nañu kii rek la ñu bëgg sargal président de la République Macky Sall mii nga xam ne def na ay réalisation yi mag sa Saloum moom mi leen fàttewul benn yoon moom mi rek la ñu bëgg sargal de mu di guddik Saloum Saloum yi samedi lay doon 10 février ce maison de la culture d'Outa Seck à partir de 19h kon leer na ce sera sous le haut patronage de son excellence le président Macky Sall ñu ne déetawaay ak soxnaam si de première dame Marième Faye Sall maa la ko wax guddi gi laaj ma ko koy présider le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne monsieur Abdoulatif Coulibaly jëwriñ ñu dénk wàllum aada ak cosaan dama ne Assane Diop yaa ngi si biir de conseiller à la présidence de la République ñu si yowoon nag ci guddik Saloum Saloum googee képp kuy ministre de la République directeur généraux yi les chefs d'entreprise les jeunes Saloum Saloum les femmes de développement dama ni Saloum yëngu na de la ko yëngal moo di Ngoyane central te kañu ko dara jaale nag moo di njiitu réew mi borom PS Sall ngaari lam toora président Macky Sall samedi lay doon 10 février à partir de 19h ce maison de la culture d'Outa Seck dugg ba nag 3000 francs rek la waa Saloum nee nañu li leen ñor du lenn lu dul rek la réélection du président Macky Sall 2019 te premier tour rek la ñu ko garanti Mbaye et le Guewel bi au Théâtre National Daniel Sorano le vendredi 2 février Malem Mbaye à kookan la ñu ne xale bi nga xam ni moom Parcelles moom Guédiawaye moom Cité Fadia ñoom ñëpp moom la ñu bëgg moom Patte d'Oie moom Grand Yoff moom Aslem moom ci boppam la waa Sénégal bëgg rek te yàlla tax kookan la ñu ne Malem Mbaye ku ne liggéey nag yow ci spectacle ah ku ñu ko tuddee Pape Dioum London Music Ndeye Diouf mu Sëñ Fallou ak Kumba Gawlo Seck ñoom la Malem Mbaye tuddee guddeem gu rëy gi koo ko tuddee mu ne Mame Khoudia Thioune du grande couturière Moustapha Diop maire bu Louga Ndioye Dieye responsable politique APR adjointe au maire de la commune de Baba Garage woo na ci artiste bi di Titi ah mbokk yi Titi nga xam ni daa yàgg a liggéey ak Malem Mbaye woo ci Fatou Traoré Italie Rabia Ba Angleterre Soda Papadam Group Wale Family Bamba Niang Mamito Idrissa Sarr Gorou Boussa Fall Ahmed Aïdara borom Guédiawaye ci la bokk Lat Diop responsable politique à Guédiawaye Fatou Dewel ndaanaan bu mag bi nga xam ni moom lañ réew mi yëpp di wër Abdou Aziz Ale Ndiaye kokoy borom diwlin Jador Charaf Niass Medina Baye Mambay Niang ministre bu tourisme Aminata Mbengue Ndiaye ministre bu élevage kon nag xew-xew bangoog yéen a ngoog Malem Mbaye ne woon na ci monsieur Abdoulatif Coulibaly ministre de la culture Sali Diallo Omar Bass Fademba Lalinguère Moussa Sy maire des Parcelles Assainies Nabou Diagne Na TV Omar Mbow vendeur de pièces détachées ak groupam foofa ca Difoncé Baclo Mbëdd Seck ak waa alliance Difoncé kon nag xew-xew bangoog Omar Mbow defal sa grand boubou ma def sama grand boubou ñu àndandoo jiitle ay bu keroogee male nga xam ne am nga gan Malem Mbaye vendredi 2 février ci Théâtre National Daniel Sorano ah mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 loolu nar naa neex daal. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.
jërëjëf muy ndaanaan Kuli Fadrine am bés bu mag nag mu di vendredi bés bi nga xamante ne moom la ñëpp di xaar foofu ca fi nga xamante ne moom mooy théâtre national Daniel Sorano kii nag c'est l'homme de la banlieue l'homme de la Padois Buldeuse HLM Padois Grand Yoff Xaar Yàlla cité millionnaire ba fi nga xamante ne mooy Parcelles Assainies unité 1 ba 26 muy ndaanaan Kuli Fadrine waa Golf Guédiawaye ñoom ñëpp ñoo ngi xaar bés bu mag bi nga xamante ne fi mu nar a xew muy théâtre national Daniel Sorano kon boog bu leen ko kenn nettali da ngeen ci nar a ànd ak DTV la magie de la télé ñu defal leen direct foo leen munti nekk rek yéen ñi nga xamante ne am ngeen application DTV Sénégal wala seen site internet www.dtv.sn bés boobu seen bés la ndax Malle May moo aye woo àddina yëpp ndax xam ngeen ne lu mag la nar a doon loolu lu mag ndax nee nañ leen lu yàgg ci diw niin waaye dend ak diw taxuta niin ah maa la wax loolu kii mooy Malle Malle na nga def sant bu baax naka yi tey ça va cool ana naka ngay waajalee bés bu mag boobu nga xamante ne mooy 2 février waaw 2 février tout d'abord maa ngi sant bu baax sunu borom di nuyu waa kër gi waaw di nuyu sama mbokk yi ma fekk ci plateau bi di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaan yàlla defal leen jàmm amiin ñu bokk lépp te fekke ko te ñu ñëwandoo ci bis bi bokk ko bis bi ni ma koy waajee maanaam dafa simple dama ci woote jàmm d'abord tout d'abord la paix waaw parce que jàmm moom te ñaan ndax fit naa ngay nelaw ko yee ku ne ànd ak moom dëgg la ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexala ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di woo ñëpp nag aussi di ko waaj parce que dama bëgg bégal Sénégal dama bëgg a bégal askan wi dama bëgg a bégal samay dëkkandoo samay mbokk samay am di jàmb parce que ñun li ñuy def nit ñee koy bëgg sinon du dem waaye loolu nam ma ba yóbbu ko théâtre national Daniel Sorano waaw loolu damay tëgg ay xew de temps en temps muy ngénte di mariage ay xawaare ma seetlu buñ koy tëgg ci mbedd mi di ko bâche di ko defar ñoom jàkkaarloo waaw muy bari nit léeg-léeg sax nit ñi dañuy mujj ñëw toggaay yi day bari day kii ba daf ñuy am fu ñuy fekk day xat mais pourquoi pas ñi nga xamante ni ñoom la yàlla booleel ñu lay jël ci ay ngénte di la tëggaloo mais nga woo leen ci bërëb un jour bégal leen waaw dafay am woo leen foo xamante ni dina gën a yaatu dina gën a libre dina gën a am espace mais woo leen ñëw bégal leen parce que kii toog xalaat ne Malle Mbaye dinaa ko fay 400 000 wala 300 000 pour mu tegal sama ngénte wala mu tegal ko sama tàkk kooku bëgg na la mais léegi ñooñu il faut ñu delloo leen njukkeel boo amee ngénte nag bu la ci kenn doy na la ci Malle mii doy il faut ñu delloo leen ngénte daal na la ci Malle mii doy ki yëkkati xaalisam bu bari toog yow Pape Ousmane ne papa wala yaay kenn doy ma ku dul Malle ku dul Malle du ma defal dëgg la sama nijaay ay dóor sax buñ la ko yéenewul du metti loolu yéene la dëgg la wala bokk ndeysaan kon nag moo tax ma woo gars yi yëpp ñu ñooñu nga woo ci nag ñu mën bës waaw ku ci mel ni Moussa Sy maire Parcelles Assainies monsieur Aliou Sall maire de la ville de Guédiawaye dëgg la ak Pape Dioum London Music benn bu sama premier producteur d'ailleurs moom njëkk a def sama album ñu mu ci woo bari nañ nag ñu mu ci woo bari nañ waaw gis naa nga ci lonkaloog nag Papis Konaté waaw ndax kooku daanaka lu ma def rek ci kàttanu yàlla ci moom laa ko defee waaw muy album muy single lu mu ci mën a doon fa laa koy defee très bien na man ak ñoom Baboulaye Sissoko waaw HLM Padois ngay Baboulaye Sissoko surtout nag Baboulaye ak boy di muy toog nga xamante ni daanaka def nañ maa ngi moom presque une trentaine d'années ëpp na ko sax dama à peu près rek moo tax mu ne balaa yéeg ci kaw scène bi faaw mu solu faaw mu sañse sama xarit la de Ndakaaru ma yàqutee rek kii bi ñuy ànd maa ngi moom ñu ngi nekk ndoo Louga muy jàng lii sa Malick Sall c'est un intellectuel fu nga koy gis nii ndeysaan dafa saay-saay rek ba du moo la génnee ci classe yi non dara day jàngi ma yor bongo waaw mu yor xalam ñu dox daje man ak moom boobu professeur mu bàyyi njàng ma fële ma dem tam bàyyi njàng ma fële bongo toog ci taatu garab yi tey mu man ko boy da koyetal mu koyet ma côté bongo bi wax ko mu neex mu ne boy lii duñ ko yóbbu Dakar man ko jugoon dem jeex na tëm kii def nañ presque une quarantaine d'années léegi lay ànd ak artistes yi waaw mais Louga ay 85 86 fu mu fekk gars yi 85 waaw am na ñu bëri waaw 85 te la Youssou Ndour doon woy Nelson Mandela mi suñu waay jox léegi nii Malick Niang maa ngi dégg mu ngi koy wax waaw muy sama naataangoo di sama xarit di sama frère waaye moom it dafa xewle waaw le 2 février ca Payot tey mu neex la woote waaye yëf yi daal tey mu neex de xam naa ne moom dana mel ni yaasa bu tuur loolu moom maa la ko wax tey mu neex mel ni ceebu Liberté 6 de waaw yëf yi moom dana xumb yow it sa 2 noo koy waajalee parce que moom mi 2 wax na ni mu ko nar a waajalee yow it nga bëgg ñu nga wax ñu naka ngay waajalee sa 2 waaw encore une fois nuyuwaat ñëpp ñu nekk ci plateau bi di nuyu Malle comme ni mu ko waxee suma frère la suma xarit la ku baax la ñoo dëkkandoo woon Fadia dëgg la waaw nit ku baax la di def liggéey bu am solo
ah comme ni mu ko waxee rek le 2 bi moom Malle dañoo daje woon man ak moom ci ay bés ndax je pense que ñoo jàppandoon ay bés di ko def yàlla dogal sëñ bi génn àdduna ci laa gis publicité mu changé waat date bi mu nekk le 2. dëgg man aussi ma changé waat sama date mu nekk le 2. macha allah donc man ni may waajalee sama bés mooy wax naa la ko sànq ci couloir yi. c'est-à-dire dama dem ba anniversaire bi. maa ngi koy wax keroog DJ Boubs di ko tooñ. ma ne ko lii su di wax le grand bal mais man le grand retrouvaille laa ko tuddee. puisque suma anniversaire dafa nekk maanaam daje boo xam ne daje famille la. waaw am na ñoo xam ne ñi presque at ba at foofu mooy seen lieu de rencontre. donc mbokk yi xarit yi am di jàmm yi ak ñi nga xam ne dañ may bëggee. bien sûr ñoom dañu dem ba ñoom ñooy woñ sama loxo sax léeg-léeg ñoom ñooy jàpp date sax ne date bi la ñuy def ci anniversaire. di nga woy sax sa bés boobu. donc non fi toll nii dama répété lépp laay woy. Malle bu la woyalee sa tamit da ngay daw. lépp laay woy maa la wax loolu. ma fas yéene ci rendre hommage man. waaw suma frère. suma kilifa muy ministre Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye. puisque. l'actuel ministre de l'intérieur. tu sais que waaw c'est un frère. waaw suma mag la. daf ñu defal lu am solo daf ñu defal lu am solo au niveau de Linguère. parce que ñun damay wax ne moo tax artiste jolof yi man leen lu ngeen mën a góorgóorlu ngeen gën a soutenir seen maire bu yóbboo ngeen def ko. ndax ñun amuñu woon chance boobu. dëgg la studio d'enregistrement yi bu mucc ayib la ñu defal Linguère. dama wax ne même artistes yi nga xam ne ñi ngi fii au Sénégal sax mën nañ jóge fi à Dakar ñëw Linguère pour di fa def seen ay production donc ma fas yéene delloo ko njukkal ci jour boobu ci turu artistes yëpp très bien delloo njukkal suma benn sœur Ndeye Absa Ndom mi nga xamante ne bi aussi démb la bi may débuté mu ànd ak man jàpp ma comme frère am di ma jàppale ma fas yéene ko njukkal aussi pour wan ko ne ko ah li nga ma doon defal démb yëpp fàtte ma ko très bien bésu delloo njukkal la mu di le 2 février ñoo ngi woote ca Payotte ànd ak Malick Niang muy l'international ci li nga xamante ne moom lay représenter le Sénégal waaye di ci ànd ak tamit Malle nga xamante ne c'est l'homme de la banlieue c'est l'ami de tout le monde moom it muy woote foofu ca théâtre national Daniel Sorano boo leen bëggee nag yegg ci bés yooyu noonu te du am benn jafe-jafe da ngeen di topp li nga xamante ne moom la leen Moustapha wax ndax nee na alcool au volant le verre de trop naka ngeen mën a def ba boo leen fa ba ngeen war ngeen fa mën a yegg te du am benn jafe-jafe dañuy ànd ak Moustapha Gueye ci prévention ak sécurité c'est tout de suite. alcool au volant yaa ngi koy gis wala gisoo ko yaa ngi koy yëg wala yëgoo ko lu mu ci mënti doon Moustapha yow lañ ciy àndal. yow mos nga mandi Nicolas. ah mos ngaa mandi. ndax mos naa. mandi. mos ngaa tërëf. tontu ma dama laa laaj rek ndax mos ngaa mandi. waaw waaw. fàttali nga ko de. waaw waaw yu metti sax waaw yu metti nag. kon yow li ñuy wax dafa naan. waaw yu metti nag. waaw waaye nag nga bàyyi ba sama sang bi ñëw toog fii nga may laaj yi nga may laaj ni. man nga li ma bëgg mu laaj ko ndax mas nga naan waaye mandi moom. dañuy jàngale rek kon de yaakaar naa Nicolas dinañu mën a wax bu mandee lan mooy ay sensation. déedéet mukk loolu yàgg na li ngay wax ni li ngay loolu kay yàgg na loolu c'était les années 90 boobu ñu ngi jàng foo di def boobu jamonoy sikaab rek ah nga xam ñëppay communion di confirmation ah di baptême ngay dem di mos jékki-jékki juum waaw loolu la rek waaw waaye nag mature di mandi moom xaw ma nu mu mel waxtuma laa nag di dawal ba oto moom xaw jéem moo sax xam yàlla nañ ci yàlla musal kon jarul voilà donc tey dañuy wax ci alcoolémie mooy l'alcool au volant alcoolémie bu ñu koy définir moom mooy le taux d'alcool contenu dans le sang de l'individu donc ñu ne boo amee 0,8 gramme d'alcool dans le sang mooy tu n'es plus apte à conduire donc mu nekk loo xamante ne tey jii su nekkee Moustapha est-ce que dafa am lenn lu lay woon nekk ne sa deret am na ñaata nga wax 0,8 gramme d'alcool waaw loolu mooy ci xayma ñaata bouteille la wala ñaata verre la. non bouteille sax sori na ça dépend si nit. verre whisky verre. non ça dépend si nit ñi xam nga am na ñoo xamante ne seen gabarit peut-être mën na leen may ñu naan lu bari te seen sang du. d'accord. am na ñoo xamante ne tey jii nii dafa mel ni yow tey jii nii mën ngaa naan benn verre mandi am koo xam ne mën naa naan barigo ne cooc taxaw. d'accord donc ci nit ki la quoi dafay. très bien micro bi waaw. mais li si gën a important mooy ñu ne l'alcool au volant moom dafa en fait parce que du teel a ñëw. yow mën nga naan toog par exemple 1 heure de temps. kii bi di waa di commencé ay bombe en retardement lay doon. voilà di commencé fekk yow moment bi ngay naan ak moment bi ngay jël volant bi voilà nekk nga ci état second ñu ne lu mu lay def mooy dafay ralentir say mouvement donc day ralentir say mouvement day altérer sa appréciation des distances.
day après. la muy wax ni daf may fàttali li maire bi waxoon maire bi nee na bu gars yi di dugg si ci kër gi daal xam naa ne dañuy correct ñëw nuyoo naan Diouf Ndiaye Seck Guèye kii mais nee na daal bu waa ji génn 2 heures de temps après bu waa ji génn da leen tufli di leen xëpp suuf. nu muy duggee nu muy génne du benn. waaw loolu yëpp alcool moo koy def. day inhiber say réflexe aussi. donc dootoo am ay réflexe. léegi nag Sénégal li ñu constaté mooy ne que suñu force de police yi amuñu ay moyens pour vérifier alcoolémie. te yenn accident yi soo ko gisee donc dafay laaj souvent ñuy def ay prise de sang. parce que am na accident yoo xam ne boo ko gisee rek war nga mën a xam ne lii manque de lucidité am na si. d'une part fu ñu koy gën a rencontrer nag mooy sur les professionnels du transport mooy ñi nga xamante ne ay conducteurs ay routiers lañ souvent les camionneurs wala les conducteurs de bus. ñooy def yenn accident yi nga xamante dafay nécessité ñu def prise d'alcool mais malheureusement Sénégal duñuy faral di yegg ba ci examen yooyu noonu. D'accord. Voilà donc loolu mooy étude bi. En plus ñuy wax ne que aussi pour éliminer quantité de sang bi nga xamante ne dafa nekk si traite day jël temps. tey jii nii ki nga xamante ne il est ivre. ki nga xam ne am na 0,75 grammes d'alcool dans le sang il lui faut au moins 5 heures de temps pour mu revenir à la normale. waaw xam nga loolu noonu temps bu yàgg la 5 heures de temps. donc tey jii nii yow soo waree dawal nga jël alcool bu war a ñibbi sa kër. doo xaar fi nga nekk 5 heures de temps da ngay génn nga ñibbi. donc boo génnee les week-ends dans les endroits huppés comme ay Almadies yooyu da ngay gis ne les gens ils consomment beaucoup d'alcool. te bu ñu génnee ce sont ces mêmes personnes là qui prennent les volants. Très bien. moo tax nga gis yenn accident yi ci fajar gi côté ancien aéroport bi et tout ça mais les gens ne se posent pas la question à savoir est-ce que chauffeur bi il était lucide. dañ naan accident la ndogalu yàlla rek après on passe à autre chose. Alors que les examens doivent être plus poussés. war nañu gën a xool tey jii nii bu accident amee ñu jël karoon dawal dafa ay analyse sanguine xool ndax kii jëlul drogue wala jëlul benn kii parce que am nañ accident yoo xamante ne moom impérativement loolu day. nit ki warul lucide quoi. non du. très bien Awa Badji est-ce que mës nga fekkee mës nga ko gis nit ku accidenté wala mu am choc nga xam ne kii dafa il est ivre dafa màndi. non comme ni mu ko waxee léegi du neex a ràññee parce que même policiers yi nekk ci kaw tali bi amuñu moyen pour xam nit ki accident bi mu choc bi mu manque yi ëff yi. non yooyu yegseegul wala da ngay gis ay matériels yoo xam ne dañ koy jël pour tester ko pour xool mais yooyu noonu yëpp amu ci lu ci mënti am rek mooy ñun sanction bi war bi nga xam ne moom la ñu war a def si tali bi defuñu ko moo tax chaque fois problème yu mel nii dafay répété wu du fi mës a jóg. très bien Mbacké ñu ci ëpp nag bu ñii di dawal lu ci ëpp boo waxee dañ naan su ma mandee laay gën a dawal su ma mandee laay gën a conscient laay gën a comprendre. lu yow lu xalaat man nag Nicolas sa waay daa laaj benn question boo xam ne. daa tëb xam nga nit boole ma mandi faaw mu jaar ci naan. waaye daa jékki-jékki bi ndax man kaa mandi. am na état boo xam ne bëgg naa mu leeral ko daal. mën nga tey daal sa taalibe bi daal li nga ko bëgg a def. moom kay wax dëgg yàlla li mu laajee kay wax dëgg yàlla moom doy na war daal. xam naa Nicolas bee tax mu def noonu rek. moo dama xam maa jaaxle waaye nag. waaye tuub nañ ko macha allah li mu wax daal. xam nga mandi moom. daa nekk lu doy waar. yes billahi taala boo gisee l'islam lu mu la aaye rek. sa njariñ la njariñu société bi njëriñ askan wi la. ndax premièrement sàngara boo gisee l'islam da ko aramal. aram nga googu li tax mooy bu ko bàyyi woon rek nit ñi ko naan fi mu agsi tey mi ngi ne agsi na fi tey. nit ñi gis nga tali bi boo mandee wala yes billahi taala lu ne mën na am accident bu ne mën na am. lu ne mën na am kon l'islam lépp lu mu aaye rek dafa fekk ne njariñ lay doon. moo tax mu ne bu leen naan sàngara bu leen ko jege xeet yu mel noonu yëpp. kon moo tax jàpp naa ne askan wi war nañoo delluwaat ci valeur yooyu daal. valeur yooyu rek du jar sax ñuy jël ay mbuus naan ne ëf leen nag day na mandi feeg dina def nangam loolu yaakaar naa du ko jar daal. très bien jaajëf Aïcha ñu bàyyi la nga jeexal. voilà donc di exhorter suñu force de police comme li ma ko wax léegi yaa ngi koy wax léegi amuñu éthylotest mooy yi nga xam ne moom la ñuy souffler pour xam mais am na ay moyens physiques pour déterminer ndax nit ki il est sobre ou pas ñu ne tey jii nii booy contrôler amuloo éthylotest mën nga wàccloo conducteur bi tu lui fais marcher sur une ligne droite parce que yow def nañ ko fan yéele Tiger Woods moom moo nekkoon numéro 1 mondial ci golf. waaw mu mandi ñu doxloo ko en fait bon nee nañ mandiwul woon mais dañ ko doxloo. waaw non c'était des comprimés. il était en train de tituber. mais Sénégal fii yaakaar naa conducteurs yi war nañoo dem ci sens boobu noonu. parce que suñu professionnel du transport yi surtout souvent dañuy utiliser ay stupéfiants yoo xamante ne du doon sàngara mais. même effet yi lay def. tout à fait dañ koy def pour se maintenir à flot. pour mën a nekk mais souvent day def les mêmes effets que l'alcool donc bokk na si loo xamante ne lu ñuy war di contrôler la. kon daal sàngara ak dawal àndul. Très bien. Merci beaucoup Moustapha Gueye. Il vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours dans sa chronique sécurité et prévention. Ñu ànd ak Malick Niang mu wax ñu rek ginnaaw disque international bi ñuy xaar nga ko enregistré foofu ci Allemagne ak ginnaaw le 2 février bi lan la ñu mën a xaar ci ay dates yoo xamante ne Malick war na ko mën a def en 2018. waaw li nga xamante ne bi mooy projet yi
li si jiitu mooy bu ñu paree le 2 bi anniversaire bi moom ci kàttanu yàlla dañuy daal di daw dem puisque fait ki mois d'avril c'est bientôt te liggéey bi am na luñ ci war a yeggali loolu moo tax après dañuy daal di off spectacle yëpp très bien dem continuer liggéey boobu pour que ñu mën a xeex ak temps bi pour génne ko ci mois d'avril bi incha allah d'accord waaw très bien donc loolu la ñu bàyyi la nga dem sur scène le temps nga waajal beneen morceau bi ñu bàyyi sëriñ bi muy sëriñ Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba mu def kàddoom bu mujj en tant que président AIS nag ma fàttali leen muy association islamique pour servir le soufisme. ok jërëjëf Nicolas di sant yàlla rek di ñëw tamit ñun li nga xam ne ñu ngi koy waajal incha allah ci 2018 bi colloque bi muy colloque international sur l'islam et la paix AIS war ko def incha allah le 3 mars 2018 au King Fahd Place. d'accord incha allah loolu mi nga nekk 3 mars. incha allah boo gisee démb lañ doon def suñ conférence de presse bi. d'accord moom ngeen doon wan léegi image yi. bien sûr kon nan lañ mën a waajale colloque boobu. bu ñu nee l'islam actuellement la paix. d'accord ñu bëree bëri bu doon occidentaux yi mënuñu ko dégg. ndax salteel gi nga xam ne. ñi mën tuddee extrémisme wala boog jihadistes yi. salteel nañ ko l'islam. ñu gis ne Sénégal alhamdulilah rabbil alamin ñun bu ñu nee l'islam paix normal war nañu mën a yëkk suñu loxo mu set wicc. ndax mosuñu fa xam xeex mosuñu fa xam lu mel noonu. bien sûr xëy na nag fan yi gis nañ ñoo xam ne li ñuy def buñ ko bàyyiwul liy raam ci nag ba la jëm. mën naa dem indi leen wala yes bi moo tax nag ñu nekkoon AIS gannaaw bi ñu defee ay karawaan nekk ci réseaux sociaux di sensibiliser léegi nag war nañu def international nag pour woo ñëpp insha allah le 3 mars au King Fahd Place. très bien ñu ngi ñaan yàlla ànd ceeg yéen tamit waa DTV vraiment ay jàmbaar ngeen ndax vraiment seen liggéey rafet na sell na insha allah danañ fay xam ñu collaborer ak yéen ànd ak yéen di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu xalifa généraux yi yàlla leen fi yàlla yàggal te wér macha allah di nuyu moom AIS yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah Sëriñ Sidi Mbacké waaw sëriñ Sidi Mbacké ibnu Sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma waaw sëriñ Aline Mbacké wallahi sama mag na samay xarit xam naa ñu ngi seetaan ñoom ñëpp dëgg la ñu ngi nuyu ñëpp daal di sant ñëpp dëgg la Mbacké di nuyu Pa Ousmane mi wax dëgg yàlla di jàmbaar tamit wax dëgg jërëjëf un pour deux la waaw jërëjëf Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne ñëwoon nga ànd ak ñun ci toi-même tu sais Malle ñu bàyyi la rek yow it nga tàggoo nu mu gën a mën a gaawee ndax rendez-vous bi vendredi la ca Théâtre National Daniel Sorano waaw xanaa di gën a santaat rek di woo ñëpp surtout nag sama waa dëkk Louga foofu laa nekkoon tàmbalee fa dafa affaire yi mu metti lool foofu nga mbapat la mbapatee dëgg la mu saf sap dëgg la kay waaw metti lool mais mbir boo ko bëggee bien sûr da nga koy tarbiyu waaw métier boo ci bëggee jariñu bu mën a doon da nga koy tarbiyu métier sax xamee ngi yem bu ci mokkul sonal borom bu ci mokkul sonal borom dëgg la waaw moo waral may retourné waat di leen nuyu ñoom it di leen sant te di leen woo Louga gépp bàyyiwuma kenn jërëjëf di woo aussi sama mbokk artistes yi di ci dugal ay nit di woo aussi sama mbokk artistes yi nga xamante ni yàlla daf ma booleeg ñoom ma seq ñoom jàmm ak salaam surtout banlieue bi d'accord di woo ñëpp parce que bu ma limee mun na jum mun naa jum bien sûr na ñëpp ñëw comme dañ ko jël invité nga ñëpp waaw jëlee ko banlieue yóbbu ko Sorano non pour ñoom la jërëjëf ñoo ko moom merci beaucoup sant nañ la gërëm nañ la bu baax Malle Mbaye rendez-vous est pris le 2 février foofu ca Théâtre National Daniel Sorano ce sera en direct sur les antennes de la DTV remerciements à nos partenaires mu di Sénico et ses produits yu mucc ayib yi mu di Dilia ak li nga xamante ne moom mooy Kadi ndax jamono jii nii ku bëgg a xam ndax jéeg nga dëgg Kadi ngay àndal ak Sénico donc dañuy jeexal léegi ak ki nga xamante ne moom mooy ndaanaan bi l'international muy Malick Nia ñu jeexal ak moom c'est tout de suite demain dans toi-même tu sais ciao. merci beaucoup morceau bi nag mu ngi wax ci waxu fer ndax fer dafa nekk loo xam ne lu am solo la jigéen ñi war nañ ko delloo si ndax cosaan la nday ab sa ndoom may nañ la morceau bi Mati Touré jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax bu jigéen naxee góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree saa yu ko jigéen naxee boo ko seetloo fer yaa tax jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor
bu jigéen naxee góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree saa yu ko jigéen naxee boo ko seetloo fer yaa tax jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa tax waaw waaw madame Ndiaye nax na monsieur Ndiaye fer yaa ko waral madame Ndom nax na monsieur Ndom fer yaa ko waral Bijou Ndiaye nax na Jibi Ñang fer yaa ko waral madame Touré nax na Matou Touré fer yaa ko waral madame Ndiaye nax na Ahmed Ndiaye maire fer yaa ko waral góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree góor ni mu muusee ak ni ko xelam bi lay wëree saa yu ko jigéen naxee boo ko seetloo fer yaa tax jigéen nax na góor fer yaa tax saa yu jigéen naxee góor fer yaa